salaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV ci réseau synchronisé E-Media Invest di leen wax encore une fois yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu talal leen loxo ci sensibilisation bi ñu teral fii ci rajo bi bu ñu commencé ak télé bi bu ñu commencé ba léegi ci feebar bi mbas mi di wër àdduna di continuer def ay dégâts di faagagal di reye fii ci Sénégal tey bu ñu xoolee dem ci guddi am na aussi ku ci ñàkk bakkanam benn nit ba moom 74 ans ci ñetti fan 72 heures ñetti nit ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi muy léegi juróomi ñetti nit maanaam 6 personnes xamoon dañoo dee ndax mbas mi kon bu ñu waxee nit ñi feebar bi lu am la luy lawee la luy reyee la nit ñi foo ñu gën ko comprendre parce que àdduna wërngal këpp gis ngeen fépp taxaw na machine économique mondiale bi taxaw na dëkk gën a fort Sénégal taxaw nañu Sénégal nag il faut nit ñi aussi xam ne que feebar bi am na nit ñi xam ne que feebar bi am na ñu moytu ko li docteur yi digle ci gestes barrières yi ñu continuer di ko def di ko topp di moytu di aar seen bopp di aar nit ñi loolu am solo la moo tax it ci cadre boobu sensibilisation boobu ñu ngi fii di dalal Arouna Coumba Ndoffène Diouf Arouna Coumba Ndoffène Diouf ministre conseiller la du président de la République ñu ngi aussi ànd ak El Hadj Malick Sy Camara nekk socio-anthropologue xam-xam màcc ci mbirum santé anthropologie de la santé loolu yëpp ci mbirum sensibilisation bi moo tax ñu woo leen fii ñu waxtaan ak askan wi ñaax leen wax leen lan la ñu war a def pour ñu mën a mucc ci feebar bi ndaxte Wolof Njaay nee na balaa naam ne fa monsieur le ministre ñu lay nuyu di la dalal suñu studio bi bu ñu commencé xeex bi ba léegi ci mbirum coronavirus bi bi ñu boru nga xayma bilan mi parcours ci réew mi noo koy xayma. asalaamaaleykum Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi di nuyu tamit suñu njaatige bi professeur Camara di am mbégte ñëw fii pour échanger pour waxtaan ci mbiram boo xam ne dafa soxal tey ji àdduna bi yëpp. Alors léegi du point de vue action bi nga xam ne moom la monsieur le président de la République def bu jëm ci aar sénégalais yi ndax loolu lañ ko dénk ci constitution bi gis nañu ne bi nga xamee ne affaire yi yëngu na jël na ci ay matuwaay benn bi mu ci njëkk a jël nga xam ne au début ba mu koy def ñu bëri comprendre ñu woon mooy nit yi nga xam ne dañu feebar muy ay étudiants wala ñeneen nekk ci yeneen gox la njëkk a wax ne ñooñu mënu ñu fee ñëw te tey jii defe naa yoon jox na ko dëgg ndax liñ fi am ci ay cas ci yu bëri mooy nit yu jóge bitim réew ñëw fii indi ko ci dëkk bi. donc loolu am na fa dëgg. mu teg ci sensibilisation nag su ko chef de l'État di def mooy day woo képp koo xam ne ab jën nga maanaam pilier nga am nga porteur de voix nga da ngay wax ñu lay déglu walla am ñu la topp mu woo leen ngir xamal leen ne lii nga xam ne jóg na di jàngoro di jëm ci Sénégal du mbiram chef de l'État kese du mbiram état kese mbiram àdduna bi la mbiram képp kuy sénégalais donc defe naa tey jii kenn nattablewul ne képp koo xam ne porteur nga voix ci dëkk bi toog nga ak moom wax ko sa xalaat ci naka ngay mun a aare Sénégal ci sa wàll ca fa ngay yëngu ngir feebar bi bañ ñoo lottal waaw donc ci gàttal defe naa loolu la ñu mën a wax ne monsieur le président de la République son excellence jël na ko ci ay matuwaay. monsieur Camara yow anthropologue nga sa xam-xam màcc ci mbirum sociologie ak anthropologie gis nañu ci réew mi malgré sensibilisation bi wax ji am ji dafa mel dafa am benn frange population bi ñoom feebar bi pour ñoom gëmuñu ko trop te ñu continuer di lawal xëy na feebar parce que cas communautaire am na yan discours la ñu mun a am moment bi pour population boobu. asalaamaaleykum
jërëjëf Alassane ci dalal bi ñu dalal maa ngi nuyu aussi sama naataango monsieur le ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf di nuyu aussi sama mbokku universitaires yi di jaajëfal médecins yi nga xam ni fu mu nekk ni ñoom ñoo nekk ci kanam pour aar askan bi ci feebar bi tey jii bu ñu xoolee suñu mbokku sénégalais yi maanaam seen comportement par rapport ak feebar bi dañuy gis ni dafa am ñoo xamante ni dafa mel ni feebar bi gëmuñu ko nekkul ñi dañu jàpp ni feebar bi amul mais ku nekk da ngay jàpp ni feebar bi man du ma dal. jàpp nga ni feebar bi mi ngi si mais yow da ngay jàpp ni man feebar bi du man lay dal keneen lay dal kon loolu dañuy gis ni sur le plan de la communication war nañ ci defaat beneen liggéey en communication dañuy wax ni dafa war a am une communication par le bas maanaam booy askan bi bu fekkee ni am na loo leen bëgg a gaaral comme xabaar nga jaaree ko maanaam ci suuf te ci suuf dafa am ñoo xamante ni ñoom ñoo fa nekk borom kër yi si lañ nekk maanaam kilifa yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kër yi kilifa diine yi si lañ bokk mais également ñeneen ñu mën a tuddee ay leaders d'opinion ñoom ñëpp ci lañ bokk moo tax tey jii gannaaw feebar bi mi ngi law gannaaw aussi ñi ci ñàkk seen bakkan mi ngi continuer ñuy profiter aussi ci occasion bi di jaal ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñàkk nañ ci seen njaboot di leen massawu gannaaw loolu yëpp tey mi ngi fi man jàpp naa ni kon askan bi war nañ leen gën a gaaral xabaar yi nga xamante ni moom moo war a moo am ci feebar bi ci loolu nag dama jàpp ni tey jii sénégalais bu nekk war nga ci bay sa waar te ñi nga ciy bayee sa waar mooy nga njëkkee ko nañu naan bay sa weewu tànk ku nekk bu fekkee ni njabootam jox na ko xabaar yi nga xamante ni jox na ko information yi nga xam ne yooyu yëpp moom la war a nandool pour mën a xeex bi pour sénégalais bi yëpp mucc si pour mu xam ni moom tey jii bu aaree boppam boppam la aar mais également askan bi la aar kon ci yooyu yëpp man jàpp naa ni tey jii dans la conception des sénégalais aussi dañu jàpp ni tey jii ñu ci bëri feebar bi garaawul te feebar bi garaaw bi mu njëkk a garaaw sax mooy tey jii li muy téye li nga xam ne lépp moom la ñuy tuddee wàllu économie wàllu koom ni mu ni koy téye te tey jii dañ naan saako bu deful dara du taxaw kon yooyu yëpp tey jàpp naa ni war nañ fa mën a jaaree sur le plan de la communication pour askan bi xam ni tey jii li garaaw bi mu garaaw ñoom ñëpp war nañ ci bay seen waar ñu njëkkee ci kilifa yi ñi nga xam ne ñooy borom kër yi ak ñi nga xamante ni ñooy kilifa diine yi ak ñi nga xamante ni aussi ñooy imaam yi ñoom ñëpp war ci bay seen waar déjà am na ñu ciy bay seen waar di jaarale ko un peu si xarala yi. monsieur le ministre démb ci point bi ñu doon def ministère bi 35 nouveaux cas maanaam fanweer ak juróom cas yu bees amatina te Sénégal franchir na benn cap bi nga xamante ni ci ñu feebar plus de 400 cas chaque jour dafa mel ni yi fii day gën a di law te président ci interview bu mu def ak waa Figaro dem mu nee na pic bi ñu ngi koy xaar boori mois de juin waaye balaa ñu egg foofu ci pic bi yan matuwaay leen gën a mën a jël pour renforcer communication bi ak sensibilisation bi parce que dafa mel ni nit ñi dafa am ñu nga xamante ne ñoom comme ni nga ko docteur sociologie bi waxee léegi Camara feebar bi ab garaawul ñoom xëy na ñoom dañu yaakaar ne keneen la war a dal waaye ñoom du leen dal. waaw soo xoolee Alassane feebar bi mu njëkkee jóg ci réew yu mag yi nga xam ne ñoo ëpp Sénégal doole ngay xool par exemple Italie moo gën a riche Sénégal da ngay xool perception publique gu feebar bi foofu au début italiens yi gëmuñu woon feebar bi loolu c'est une nature humaine c'est-à-dire lu xew rek da ngay yaakaar ne sa morom lay dal. waaw Italie am na plus de 10 000 morts. mais fan la njëkkee ci médecins yi doon faj la njëkkee parce que déjà seen médecins yooyu sax ñoo dul woon jël seen précaution ba mujj gi médecins yi commencé di gaañu infirmiers yi et cetera si la ñu soog a am alerte ne lii kat lu dëgg la loolu moom ci nit la bokk. alors soo xoolee aussi même Angleterre xoolal par exemple kilifa. mi ngi mel ni président de la république nga contracté loolu pourquoi parce que simplement bi nga déggee feebar bi tëb nga dem hôpital muy le premier ministre et cetera ba am fa ay feebar yu demee noonu donc perception humaine la on n'a pas à condamner qui que ce soit nit moo mel noonu
du sàggan du dara mais ci nit ni muy xalaatee yaakaar na ne toujours rek mbir mi du ko dal keneen lay dal parce que ci keneen lu koy dégg waaye tey jii su fekkee ay matuwaay la wax dëgg yàlla waxuma sax état bi li muy def mais kilifa diini yi nit yi ci seen bopp commencé nañu jël conscience commencé nañu xam ne lii lu dëggu la soo xoolee man fa ma dëkk ci Biscuiterie koñ bu nekk tey jii dañ fay sax am ay barrières yoo xam ne balaa ngaa dugg ci koñ bi da ngay raxas sa loxo ba pare soo ko dugg loolu c'est bien Touba mais Alassane déjà benn point boo xam ne c'est très important bu nit yi war a bàyyi xel mooy Sénégal ni mu gëmee diine ku xool kasu rajab nu mu toll ci murid yi ku xool ziar général nu mu toll ci jaaj yi ku xool appel nu mu toll loolu yëpp ñu mun koo lottal ndax feebar bi war na wone ne Sénégal ak fa mu toll ci diine nit yi commencé nañu jël conscience ne lii wax dëgg yàlla lu am la communication bi nag on fait le maximum de tous bords waaw yow man professeur état bi diine yi kilifa yi koñ yi ñëpp sénégalais yëpp am nañu conscience tey waaye feebar bi dafa nekk sooy xool par exemple épidémie ni muy duggee ci réew du rek ñàkk communication mooy tax épidémie bi di gën a avancer wala di reculer du loolu rek corona bi dafa am ab kàccoor boo xam ne nit mun na ko yor 2 semaines di traîner ak moom wàll ay milliers de personnes am ay contacts ay milliers de personnes te ñun amuñu matuwaay boo xam ne du ñun du keneen même Amérique sax amul matuwaay boo xam ne kii bu nekk citoyen bu nekk wala citoyenne bu nekk dañu ñëw seet la ndax am nga corona wala amuloo corona pour mun a arrêter feebar bi déedéet donc li ñu mun mooy di d'abord ñaan parce que natt bu yàlla teg la deuxièmement aussi continuer di wax ak nit di ci conscientisation boobu nga xam ne tey jii moom la ñëpp di def donc je pense que communication mi ngi daw nit yaay xam nañ ko léegi du kenn ay sàggan ak yu demee déedéet du sax loolu c'est-à-dire feebar bi su fekkoon ñun mun nañ ko contrôler am na ci ñoo xam ne sax du egg ci ñoom waaye ci feebar ci jamono ñuy egg du ñoo xam ne xamuñu lan mooy coronavirus xam nañ ko ñi muy dal ñu bëri ay kilifa yi fi génn àdduna mais ñooñu xam nañu ne feebar bi lu am la waaye lu tax mu dal leen du ñàkk communication donc nañu gën a xër nit yi ci ñuy aar seen bopp waaw nañ leen jox tamit moyen parce que sans moyen lu ñu mun a coow fii communication ba ñëpp xam ne lii lay mel sans moyen du ñu mun a arrêter feebar bi te moyens yi mooy lan jox leen lu ñuy raxasoo jox leen ay masques di ko distribuer état bi dafa war a jënd ay millions masques koñ bu nekk kuy dugg ñu jox la masque kuy génn ñu jox la masque société bi suy dugg ñu jox la masque parce que nii masque yi ma koy gisee de tout bord ku nekk tailleur bu nekk nga jël di ñaw sa masque di et cetera je pense que loolu tamit dañ ko war a réguler xoolaat ko donc je pense que. mais si mbirum communauté yi. feebar yi boobu épidémie comme ni nga ko waxee dañu war dem ci base bi communauté bi ban rôle la mën a jouer ci maanaam arrêté feebar bi parce que ñëpp gis nañu feebar bu ñëwee ci mel ni Ebola ak tey coronavirus jigéen ñi am nañ ci taxawaay surtout ñoom ñooy nekk ak nit ñi ñooy faj maladie yi souvent ñoom lañuy gën a di laal te mi coronavirus bu mu commencé ba léegi gisuñu xëy na ci communication bi ci liggéey bi ñu def liggéey di en avant. merci Alassane feebar bi buñ ko jëlee dafa am lu mu wuuteeg yeneen feebar yi fi daan am wala yeneen feebar yu bari. parce que déjà dafa am loo xam ne dafa la koy tere. te ñun xam nañ ñun suñu nu ñuy communiquer maanaam nu ñuy waxtaaneek suñu askan bokk na ci dajaloo déjà dajaloo boobu mënatul a am bu fekkee dajaloo mën na am nga mën a nekk ca famille maanaam au niveau embryonnaire ci niveau boobu peut-être communication bi bien que am na mais il faut ñu gën ko baral
ñu gën ko baral gën ko taral pour nit ñi ñu mën a jël seen matuwaay jigéen ñi am nañ ci wàll tey jii boo jëlee maanaam Sénégal dans le système de santé am na ñu ñuy wax les bàjjenu gox ñoom am na rôle bu am solo bi nga xamante ni déjà commencé nañ di ci liggéey buñ ci war a jouer maanaam ci seen taxawaay boobu tey jii peut-être war nañu mën a dugg ci kër yi bu ñu duggee ci kër yi mais il faut ñu aar leen comme ni ko monsieur le ministre waxee léegi ñu jox leen ay matuwaay ñu mën a aaree seen bopp dugg ci kër yi wax ak askan wi mais man li ma gis moo koy xaw a bloqué tuuti mooy suñuy façon dundi ñun suñu dëkk Afrique yi maanaam rawatina aussi suñu réew Sénégal boo gisee ñun dañuy dund ñu naan dañuy dund maanaam li ñuy dundee tey ñu ngi ko war a wuti tey bu fekkee li ñuy dundee tey ñu ngi ko war a wuti tey lu ci bari mooy tax ñun dañuy obligé li nga xamante ni moom la ñuy tere les gestes barrières wala les mesures barrières yooyu ñu ci bari tey bi boo gisee dañ naan lii war naa ko def waaye entre xiif ak dem janoog feebar bi bu fekkee damay tànn man ma janoog feebar bi moo ma gënal ma janoog xiif bi parce que xiif bi moom leer na ma ni xiif bi bu ma ko defee ñetti yoon wala ñeenti fan dinaa ci ñàkk sama bakkan sama njaboot tamit dina ci ñàkk sama bakkan bu fekkee nag dañuy gam-gamle entre dem affronter feebar bi te ñoom ñi ngi jàpp ni toujours ni comme li ma ko waxee woon sànq ni mënu leen dal ak janoog ki nga xamante ni mooy xiif bi te ñëpp xam nañu xiif day rey ñu ci bari moo tax tamit dañuy jéem a dem di jéggi yi nga xamante ni tegtalu docteur yi la tegtalu waa ministère de la santé pour affronter feebar bi kon bu ñu jëlee maanaam askan bi war na am benn liggéey bu ñu ci def moo xam mbootaayu jigéen ñi moo xam mbootaayu kii mais li ci ëpp solo mooy askan bi aussi ñu outiller leen moo xam ci diir bi nga xamante ni moom la waa kër docteur jàpp ni buñ ko defee ñun ñëpp ñu téye suñu bopp feebar bi dinañ ko mën aar mais ci loolu day ànd ak maanaam ay mesures pour askan bi ñu mën a dégg bu baax ñu mën a tàllal nopp dégg waa kër docteur parce que yooyu tamit il faut mu méngu parce que communication dafa am loo xamante ni yow di nga jàpp ni man lii yoon la waaye boobu bu ñëwee rek cela veut dire que am na leneen li nga xamante ni moo des war nañ ko ci dolli pour nit ñi mën ko nangu mën ko aussi jàllale. man jàpp naa ni tamit loolu tamit benn aspect la bu am solo bi ci war a am parce que feebar bi mbas mi nekkul li nga xamante ni moo fi njëkk am en 1920 amoon na fi li ñuy wax peste avant 1920 amoon na en 1912 amoon na li ñuy wax fii choléra ba boobu administration coloniale moo fi ne ko am na ay yenn mesures yu ñu jëloon te mesures yooyu même bu fekkee ni un peu am na yoo xam ne mën nañ ko ci xeex mais gis nañ ni aussi askan bi ñoom dañ doon confronter mesures yooyu parce que dañu nekkoon ci situation yoo xam ne permettre leen ko bu ñu jëlee 1912 maanaam ci feebaru choléra bi tubaab bi dañu gis ni feebar bi mi ngi law ñu ni sénégalais yi kenn amatul droit di taataan ndox ci ndoxu taw di ci naan kenn amatul droit maanaam bu ndox mi walangaane nga jël ko di ci naan askan wi ñii xanaa dañ ñoo yàpp ñun ñu ngi nii amuñu ndox amuñu robinet amuñu dara teen yu ci kii ñoom ñëpp amuñu ndox ñu ne ñi loolu duñ ko def kon ñun duñ ko def ñu nit duñ ko def parce que loolu méngawul ak ñun suñu dundin pour wax rek comme ni ko monsieur le ministre waxee léegi il faut aussi mu ànd ak les mesures yoo xam ne mooy mën a dalal xelu askan bi ba nga xamante ni ñoom mesures yooyu dinañ ko mën a respecter. man jàpp naa ni loolu tamit benn aspect la bu am solo biñ ci war a. bàyyi xel sànq wax na ci mbirum xiif bi nga xamante ne bu feebar bi amee dina ko indil ñu bëri diggante xiif ak feebar bi nit ñi dañuy choisir xëy na feebar bi pour bañ a dékku xiif bi dañuy gis tey que programme alimentaire mondial PAM dafa na benn déclaration nañu feebar bi ci àdduna bi dina xiifloo 250 millions de personnes te ñu si gën a bëri Afrique la ba PAM instant bi ni ñu ngi waaj a envoyé benn mission sanitaire ak humanitaire ci réew Afrique yi pour xool naka la demee est-ce que feebar bi wanewul suñu faiblesse justement sur le plan de la production suñu réew yi lu ñu jéggale di lekk war nañ ko mën a béy fii ba moment yi bu ñëwee ñu bañ a di compter ci aide extérieure. Alassane soo xoolee du feebar bi moo indi xiif ci àdduna bi du feebar bi tamit mooy augmenter xiif ci àdduna bi dañu nekkoon ci benn trajectoire boo xam ne famine dafa commencé woon dugg ci Afrique
donc feebar bi amagul ci impact parce que déjà gisaguñu que Afrique feebar bi lottal na ko trop kon ni mu lottalee réew yu mag yi donc mënaguñu def corrélation entre ndax feebar bi moo impacté ba population ba xiif bi bari mënaguñu def corrélation boobu. mais béykat yi bu ñu liggéeyul. waaw ci Afrique pour dundal seen njaboot fekk feebar bi mooy dugg la budde day am impact ci. waaw loolu ci population bi loolu dafa nekkoon ay politique yoo xam ne réewu Afrique yu bari dañ ci échec maanaam naka la ñu mun a parce que fii ñu toll nii par exemple ma jël kaawu Sénégal tey jii rien que le fleuve Sénégal waroon na mun a dundal Mali Mauritanie Guinée tous les pays voisins. ci naka. ci bay def exploiter l'eau du fleuve parce que soo xoolee par exemple am na réew yu bari muy Israël di États-Unis di feneen ay fleuve yu gën a tuuti ay dex yu gën a tuuti fleuve Sénégal ñoom ñooy dundal àdduna boo xam ne ëpp na fukki yoon wala juróom-ñaari yoon population Sénégal donc loolu ay échec la ay programme la yoo xam ne africains yi depuis l'indépendance jusqu'à présent concentré wuñu ci ne ñoom war nañoo mun a exploiter l'agriculture ba am autosuffisance tey jii Sénégal di exporter ceeb c'est une aberration par exemple Sénégal yi ngi exporter ceeb ay Vietnam ak yooyu. importer ceeb ay Vietnam ak yooyu te Sénégal moo leen ëpp potentiel ci ndox ci béy ceeb xam nga loolu c'est des aberrations mais yooyu c'est des politiques yoo xam ne c'est à redresser dañ ko war a xoolaat naka la ñu mun a xërtalee suñu béykat yi jox leen ay moyens ba nga xam ne Sénégal lépp lu ñuy lekk dootuñu ko jëlee bitim réew te loolu c'est possible. waaw loolu xeex la boo xam ne du feebar bi moo war tax ñu accélérer ko déedéet dañu war a rectifier les programmes yi fi nekkoon ba mun a am benn tendance boo xam ne suñu béykat yi war nañ leen def des opérateurs économiques waaw ñu xam ne non seulement béy bi dina dundal nit yi mun nañ ci am autosuffisance mais mun nañ ci enrichir mais c'est le contraire fi mu nekk terme béykat te je pense que le sociologue est mieux placé pour le définir soo nee béykat rek lan ngay njëkk a xalaat mooy ndóol béykat ndóol àll bi la ñu tuddee béykat yi fa ñu dëkk àll bi lañ ko tuddee àll bi mooy lan mooy lu bon lu nekk rek ca àll ba nga ko war a sànni donc déjà catégorisation boobu ñu leen wàcce impacté na aussi ci seen productivité ba ñu mun a xam ne ñoom ñooy les moteurs l'essence le commencement de l'économie su fekkee war na am. mais naka la ñu war a def pour renverser tendance boobu. politique la rek c'est-à-dire il faut choisir les bons hommes aux bonnes places et simplement ça c'est-à-dire il faudrait que mu am une volonté il faudrait que les États les non-gouvernants il faudrait que ñu am cette volonté politique ba pare gëm ne béy bi rek moo ñu ci mun a génne États-Unis lu tax ñu doon les premiers en tout parce que dañu concentré wu ci seen champ dañu concentré wu ci seen agriculture le contraire bi may wax ne soo nee béykat Sénégal ndóol nga ciy teg soo nee àll bi yaa ngi koy teg ci loo xam ne moo gën a suufee soo demee États-Unis c'est le contraire soo nee béykat dañu ne kooku kat millionnaire la wala et cetera ay famille Bush Rockefeller ak yooyu yëpp ci béy bi la ñu amee xaalis pas le pétrole béy bi la ñu njëkk a amee xaalis la ñu njëkk a enrichir bi ñu enrichir rek seen agriculture boobu nag moo ñëw créer les banques agricoles ñoo njëkk a développé aux États-Unis en Europe les banques agricoles xam nga béyu pomme de terre bi en Europe déjà moo enrichir la France avec l'exportation moo enrichir aussi les industries béy bi moo enrichir les industries su enrichiree banque financer les industries bi développer économie bi développer donc je pense que question de politique la boo xam ne ceux qui nous gouvernent pas au Sénégal rek partout en Afrique war nañu xoolaat seen tendance si gëm ne béy kese moo mun a génne Afrique ci léegi nous avons des ressources d'accord les ressources yoo xam ne nous n'avons pas les moyens tey jii xoola par exemple
Sénégal toll na foo xam ne am na ay puits de pétrole dañu war a wootee ay nit ñu ñëw gasal ñu ndax am nañu puits de pétrole fay leen xaalis bu bëri suñ ko gasee ba pare war a génne puits de pétrole bi dinañu yóbbu au moins 45% ci suñu pétrole loolu lan moo ko indi ndóol te ndóol boobu li koy faj mooy suñu suuxaloon béykat yi suñu gëmoon béy bi wax dëgg yàlla dinañ xam ne béy bi mooy à l'origine de l'économie mondiale. bu ñu gisee loolu tex parce que tey ñu xool sax xam nga souvent Sénégal référence am France la jël président Macron tey dina jógee dem ci yenn dëkk yi pour encourager yi nga xamante ne féliciter producteurs yi parce que nee na ci jafe-jafe yu nekk ni béykat yi ñoo dundal France ñoo tax France ba léegi daanul ci xiif alors suñu réew ñu am nag ay terres yu dul jeex amay suuf am ndox am lépp am impossibilité maanaam defar loolu pour Sénégal ba nga di importer ceeb importer lépp lu muy lekk. jërëjëf Alassane je pense que question bu laaj bu am solo la monsieur le ministre moom jàpp na ni bu relation bi bu amee bariwul je pense que il faut analyser toute la complexité de l'interdépendance entre les systèmes tey jii boo jëlee économie bi lépp ñoo roofalante. ñoo lënkaloo roofalante. tey jii boo jëlee li ñu tuddee les producteurs ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk ñoo nekk ci maraîchage bi tey jii ñu ngi bay am seeni soble am seeni pomme de terre te mënuñu ko transporter lu tax mënuñu ko transporter parce que am na ay restrictions en termes de mobilité mënuñu def yenn déplacement yi boo jëlee tey jii entreprise yi am nañu commencé des licenciements. xam nga ba xam yëg ngeen ko wala yëgu am na ñu ko commencé. am na ñu nekkoon en position de stage dañu leen toog leen seen kër am na ñoo xam ne nee nañ leen dañuy dem télétravail fii ak 3 mois bu ko weesoo nag mënuñu leen garantir dara kon bu ñu jàpp feebar bi li mu indi tey jii man je suis en train d'analyser et de faire des recherches en même temps kon loolu yëpp war nañu xam ni tey jii feebar bi li mu indi ci gàllankoor ci économie bi ci économie bi bari na trop te askan bi ñu ngi commencé di ko dund bu ma ñëwee maanaam tey jii sa laaj président de la république am na benn programme bu am solo bu mu mettroon en place sur l'autosuffisance alimentaire en riz particulièrement loolu 2017 la woon mais nañ ko xayma xam fuñ ci toll am na ay jéego yu mag yu ñu ci def. mais des na objectif bi amul. objectif bi amaguñ ko. eggaguñ ko. mais war nañu xool lu tax yeggaguñ fa buñ ko évaluer. mooy tax yëngal yi rek. mooy tax ci ñi nga xam ne mooy baykat yi ñu mën leen def ay baykat dëgg. parce que réew baykat moo ko yor. réew bu fekkee tey jii ñu ngi wax sécurité pour man première mesure de sécurité mooy askan bi di bay li muy dundee te aussi li muy dundee mu koy bay. man je pense que loolu benn défi bu mag la tey jii bu ñu jëlee ñu xool suñu dëkkandoo yi maanaam comme Côte d'Ivoire amoon na fi crise bi duré na plus de 6 ans mais problème mu xiif daanaka dégguñu ko fa de. parce que ñoom li ñuy dundee ñoom ñoo koy bay kon loolu dafa am solo moo nekk première mesure de sécurité bi nga xam ne war nañ ko jël jàpp naa ni tey jii suñu wàllu koom. dafa nekk lu Samir Amin di wax une économie extravertie boo xamante ni ñun lu ñuy dundee dañ koy jéggaani mais également lu ñuy bay daanaka duñ ko sax dundee te yooyu day nekk ay difficultés nekk aussi première insécurité bi nga xamante ni moo nekk maanaam ci askan bi. parce que li tiital ñu bari ci affaire feebar bi. kenn xamul ka lay jeex mu ngi law ci àdduna. dëkk yi xamante ne ñoo doon joxe importation ñoom xëy na benn moment bu ñëwee bu feebar bi gën a law daañu tëj seeni frontière dootuñu exporter ab réew bu mel ni Sénégal bi xamante ne ay toni ceeb lay importer bu réew yu tëjee ceeb ñëwul ñun béy ñu fii naka lay nañuy dunde xam nga maa ngi doon wax ni est-ce que dem ci benn xiif bi xamante ne am na fu ma ko bind nee naa l'épreuve de la santé est une épreuve très redoutable te tey ji bu fekkee ni yow njiitu réew ñu ni la tey jii da nga war a aar askanu santé bi maanaam da nga war a aar askan bi seen wér-gu-yaram boobu boo jàppee ni maanaam
feebar kese la yaa ngi juum feebar bi benn aspect la mais askan wi li ñuy dundee en situation particulièrement de crise loolu dafa am solo te tey jii boo jëlee li ngay wax comme waa France am na beneen décision tey jii bu ñu jël ñu ngi ko jël barki démb ñu ni tey jii lépp lu dëppook li nga xam ni moo faj coronavirus bi Covid 19 benn industrie pharmaceutique amatul droit exporter ko parce que tey jii ñoom dañ ko soxla. mooy médicament yi. mooy médicament yi nga xam ni mooy faj te tey jii gis nañu am nañ fi benn kii bu am solo benn industrie pharmaceutique bu am solo bu tëj temps yële ba yaakaar naa ni amoon na sax ay négociation ay waxtaan yi ministre bi engagé woon loolu ñu ngi ci saluer aussi le courage du ministre pour mu mën a tijjiwaat pour ñu mën a am maanaam ay garab yi nga xam ne moom la ñuy soxla tey dama jàpp bu fekkee ni suñu économie nekk na économie bi nga xamante ni ñun suñu bopp ñun ñoo koy doxal kon dina am solo bien que ñu ngi nekk ci li ñuy wax ni mondialisation war nañu am autonomie boo xamante ni moo ñuy permettre ñun ñu am suñu sécurité alimentaire ba yenn danger yi nga xam ne duñu mën a tiital boo jëlee maanaam ci maanaam distribution de vivres yi nga jël li ñuy jënd tamit man maa ngi njëkkoon a dégg le ministre Mansour Faye mu doon wax naan ñooñu mën nañu soumissionner par exemple te man dama jàpp ni mën nañu soumissionner loolu du wax dañu lu ñu waroon wax mooy war nañu dem jël ñoom ñëpp am donte wax nañu ñoom lu ñu bay matalewul mais bu matalewul ñu jënd lépp bu ñu jëndee lépp parce que sénégalais bu nekk lu mu tuuti buy liggéey dana dundal lu mu néew fukki nit te loolu moo ci gën a néew kon ñooñu bu ñu jëndee li nga xam ne moom la ñu bay gaaral ko askan bi bu fekkee am na leneen ñu jéggaani ko man jàpp naa ni loolu tamit bokk na ci luy doxal économie mooy tax tamit man su ma nekkee ci benn mbir di ci liggéey di ci këccantu bu subaa ma mën cee sawar continuer di ci liggéey sinon man damay bay benn moment ma ne man de li ma bay kenn jënd ko kon xaaral ma bàyyi ko fa dem ci leneen parce que bu ñu jëlee immigration clandestine bokk na ci li ko waraloon parce que ñun def nañ ci ay gëstu 2006. ñun ñoo nekkoon mouvement bi nga xam ne le mouvement citoyen avec l'ambassade des Pays-Bas ñi ci njëkk a def gëstu en 2006 et ñi ngi gisoon ñi nga xam ne ñoo doon nekk ci àll bi di bay bari woon nañ ci trop sëpp ñu doon bayum dër maanaam ay soble ay pomme de terre li ñu la doon wax naan bay tuur yi amul solo da ngay bay ba mu kii ba mu naat nga jël war a jaay ñu indi ay pomme de terre indi ay leen bu jóge feneen bu ko defee yow doo mën a jaay ñu tuuri kon yooyu yëpp day tax ñu décourager secteurs yi gars yi dañ koy délaisser pour man tey jii xalaat bi war nañ ko xóotal bu baax a baax ñu xool lan la ñu soxla lan la ñu mérité dundoo tey man jaaxal na ma lool réew bi mel ni Sénégal tey jii dugub bokkul ci li ñuy jëfandikoo lu ëpp solo ci loo xam ne ñun fii c'est des cycles courts yoo xam ne ay 3 mois 2 mois sax nga mën ko góob mën ci am lu baree bari kon jàpp naa ni yooyu yëpp aussi dafa war a nekk ay réflexions yi nga xam ne au niveau étatique war nañ ko mëne pour ñu mën a am benn liberté yi mën a am yenn sécurité alimentaire yi. waaw question de fond la posé ci mbirum agriculture mbirum céréales yi mbirum dugub bi ñu war a dundee fii ci réew mi ñu war ko béy ci réew mi pour wàññi dépendance bi si ceeb bi waaye ceeb bi dafa mel ni colonisation da ko indi ci réew mi nit ñi bëgg a ceeb xamoon ne parfumé bi jógee fare te ceeb boobu sax ñu bëri nee nañu jabet yu bëri mun na ko yokk ci réew mi parce que ceeb bi baaxul ay fond de cale lay doon ou bien sax Amadou Aly Dieng nag xel yërëm nee na ceeb boobu pour ay picc lañ doon may waaye Sénégal dañoo gën a bëgg ceeb bi picc yi problème bi mooy ceeb bi Vietnam Inde ñoom am nañu coronavirus am na fa réew yooyu ceeb bi ñu doon exporté bi ñu tollee benn mois ba ni ñuy feebaree béykat yi dootuñu mën a béy ceeb boobu te la bourde foo ñu jël seen ceebu teg ko seen dëgg pour dundal seen réew te Sénégal dépendre ceeb boobu virus bi kenn xamul kan lay arrêté virus baa ngi ci àdduna bi di law cas communautaire yi commencé na Sénégal naka la Sénégal di def moment boobu bu fekkee scénario de pire boobu am na. waaw d'abord damay dellu si ci professeur. ndax sànq ci développement am dafa ne béykat yi béy ceeb fii lu tax état bi jëlul seen ceeb waaw ma koy xamal ne président moo génne woon décret ne képp kuy importer ci ceeb ci Sénégal ku fiy indeeti ceeb da ngay dem ci nangam
ci li ngay importer pourcentage nangam da nga koy jënd ci réew mi ba noppi li ci des nga koy soog a ñu lay soog a jox licence bi nga koy soog a importer bon yaakaar naa ne képp koo xam ne bokk na ci programme mu ceeb buy dugg fii am na pourcentage boo xam ne par force lañ koy jënde fii ci dëkk bi ba noppi ngay soog a am droit nag di dem feneen di ko jënd. est-ce que jëfee nañ ko. waaw ah. est-ce que jëfee nañ ko. jëfe nañ ko wala xam nga réew moom jëlee décret moom man nekkuma yomb na trop. waaw mais nekkuma ci position wu contrôler loolu. ay fu ñu contrôler ko. waaw mais pour le moment nekkaguma ci. mais dinañ ko mais de façon volonté bi mooy président au moins président de la République am na volonté politique boo xam ne nee nañu ñun ñu consommer li ñuy nekk ba noppi soog a uti feneen ci àll bi. pour dellu si ci affaire mbéy la ñu wax et c'est très important gis nga Alassane lan moo tàddeel suñu réew africain yi dañu gëmul recherche dañu gëmul jàng dañu gëmul gëstu xam-xam. waaw man fa ma nekkoon États-Unis directeur des programmes ci université d'État de la Caroline du Nord ñun affaire mbéy presque moom mbéy énergie ak suuf environnement moo doon suñu orientation loolu la ñu gënoon a kii mais xoolal état fédéral la ñuy def chaque année dañuy jox ay millions de dollars pour ñu def ay recherche su ñu defee ay recherche ci suuf ban suuf moo war a gën a baax ci béykat yi wala ban engrais moo war a gën a baax ci béykat yi wala biotechnologie naka la ñu mun a boolee ñaari plante yu demee noonu résultat recherche yooyu xam nga kan moo ko moom. béykat yi. duñ leen ko jaay dañuy ànd ak béykat yi def application suñu recherche foofu loolu moo tax États-Unis raw loolu moo tax ñu raw ñëpp parce que dañu gëm jàng dañu gëm recherche dañu gëm jàngkat mais su la yàlla mayee xam-xam nga màcc ci benn domaine état bi ñëwul utiliser sa xam-xam boobu naka la réew moom di avancer te loolu rek a am ci dans les pays africains ñi xarañ dëgg la ñuy teg ca ginnaaw jël ñoo xam ne kenn xamul sax fa ñu jógee teg ci kanam ñuy ilif ñooñu. mooy politiciens yi. mais c'est ça et c'est ça qu'il faut rupture boobu moo war a am au Sénégal rupture boobu tant que amul au Sénégal waxuma sax émergence du ñu sax effleurer bay émergence donc loolu la il faut que nos dirigeants africains commencent gëm recherche dem ci université yi xoolal man par exemple. Institut des sciences de la terre bi ma jàngee ak le président de la République mais su ma fa duggee damay ruus. damay ruus au nom de Dieu damay ruus. pourquoi parce que su ma ko comparé ak man j'ai presque fait le tour du monde jàngale naa Chine jàngale naa Inde Japon et cetera su ma xoolee seen centre de recherche yi wala seen institut des sciences de la terre yi day mel ni seen toilette la ñu nekk actuellement et c'est pas normal. il faudrait ñu investir gëm suñuy institut mënuloo créer institut des sciences de la terre wala nga créer un institut de recherche nangam ba pare joxloo ko ay moyens. yooyu conseiller président. ndax doo leen ko wax loolu ci tendance bi la koppar réew mi def ci recherche bi. ci programme président. waxuma sax institut des sciences de la terre mais il a créé une université des sciences de la terre et des mines donc volonté yooyu laa la wax su amoon il y a 60 ans. su amoon il y a 50 ans su amoon il y a 10 ans aujourd'hui président bu ñëwati parce que le président Macky Sall day def nguuram dem mais il faudrait que aujourd'hui ñu mun a teg le Sénégal ci ay raay yoo xam ne day jëm ci yooyu te loolu li ci njëkk mooy respecter les universitaires respecter les enseignants respecter les centres de recherche aujourd'hui on dit professeur wax na ko am na benn usine bu ñu tëjoon bu doon def chloroquine mooy faj feebar bi usine bi ñu tëjoon mooy faj feebar bi tey mais nu tax ñu tëj ko c'est ça c'est des réflexions à faire nu tax ñu tëjoon ko naka la ñuy def ba usine bu mel noonu dootul tëj c'est ça le problème parce que tamit waxaat na ko encore te yow tamit wax nga ko suñu demee ba affaire bi gën a garaaw ku nekk la nga doon béy la nga yoroon sa naka la sa grenier. naka la say sàq ngay toppatoo moom ngay moo tax xalaat boobu am tey bu ñu confronter situation boobu ab réewu Sénégal importer ceeb bu bëri bi
bu fekkee ne parce que virus bi amul benn docteur ak benn scientifique bu naan virus bi dina arrêté temps kan xamu ko mu ngi law la mbas la yàlla xëy na moo ko indi waaye nit ñi ñu koy lawal léegi bu fekkee toll nañu moment bi xam ne Sénégal mii bi xamante ne ñu ngi wax déjà fin ci yenn gox-goxaan yi béykat yi war a béy ñu ngi toog parce que mbas baa ngi law naka la ñuy def pour génn ci situation boobu sàq yi amatul ceeb amatul dugub. xanaa toog dee rek. loolu ak du faute prévision la. non attends et planification. xam nga mbas mi dafa ñëw bett ñëpp àdduna bi yëpp la bett yow wax nga ko léegi sukkal na économie sukkal na diine sukkal na dem beeg dikk bi sukkal na liberté yi sukkal na lu nekk suñu demee bay am couvre-feu au Sénégal nit toogal par force sa kër de 8 heures jusqu'à 7 heures doo génn xam nga loolu c'est des restrictions civiles très dangereuses suñu demee bay jox autorisation président ne ko waxal ni di kenn amatul droit circuler loolu c'est dangereux wala aspect boobu ak la perception publique bi mu war bi muy def ak les conséquences et autres ak ni muy stopper lu bëri arrêter lu bëri donc déjà mesures yooyu suñu demee ba koy jël li ñu war a xalaat mooy est-ce que ñun waa Sénégal suñu demee ba amatuñu lu ñu mun a importer parce que du ñu mun a dëkk ci importer comme ça on peut pas continuer à importer ñi ñuy importer sax ñoom dootuñu am lu ñu importer. mais est-ce que solution boobu du woon mbas bi am na waaye production bi war naa mën a continuer c'est-à-dire ñu gën a encourager nit ñi di gën a béy xëy na béy ay cycle court pomme de terre béy tomate béy patate béy yenn yi instant bi ñu nekk ni liggéey bi continuer di bar au cas où. man dama jàpp ni tey jii bu fekkee li ñu doon def juróom war nañ ci def fukk wala fukk ak juróom parce que comme ni nga ko waxee léegi feebar bi xamuñu kañ lay jeex ci loolu li nga xam ni moom la ñuy dundee war nañ ko am luñ ko wutale maanaam luñ ko remplacer. tey jii boo jëlee en France ñoom parade bu ñu trouvé maanaam solution bu ñu trouvé mooy dem ci baykat yi encourager leen boo jëlee sax nga analyser ñoom fu mu nekk nii li ñu nekk di def seen politique mooy dañuy xool ñi nga xam ni tey jii ñoom ñëpp dem nañu en chômage ñu ni leen dem leen ci tool yi ngeen dimbali baykat yi parce que xam nañ fi ñu jëm dem leen ci tool yi ngeen dimbali baykat yi pour suñu production mu yokk ndax nit ñi bu ñu toogee seen kër lekk ak naan mën leen fa fekk tey jii réflexion bi maanaam xalaat bi war nañ ko gën a pousser ba nga xamante ni tey jii baykat yi war nañu bay li nga xam ne moom la ñu dundee bu ñu jëlee par exemple am nañu SAED am nañu ISRA ñoom ñëpp tey jii dañ leen war a boole ci réflexion bi. ay gëstukat yu mag ñi nga fa. ñi nga xam ni tey jii bu leen waxee ay solution peut-être fii ak 5 wala 6 mois mën nañu defal ay propositions yoo xamante ni même bu nekkul pepp bi nga xam ne moom la ñuy dundee li ñu mën a remplacer suñu li ñuy dundee ak leneen moo xam pomme de terre la moo xam leneen la moo xam ñaam bi la moo xam leneen la boo jëlee SAED mi ngi fii ñoom ñëpp am nañu fleuve mi nga xamante ni la ci ba nekk ci ndox mënuñu ko jeexal d'ailleurs tubaab yi ñu bari bu ñu ñëwee Sénégal dañ naan ñun li ñu am xamuñu ko sax ay nand fooy yoo xamante ni yu yaatu mën nga fa bay def fa lu la neex am nga ndox bi wala ngaat mais yooyu yëpp war nañ ko mën a exploiter c'est le moment ou jamais ñu mën a am suñu autonomie ci yenn questions yi rawatina maanaam mbirum lekk ak naan man jàpp naa ne tey jii réflexion bi war nañ ko pousser foofu ñu ni leen baykat yi tey jii yéen bokk ngeen suñuy champion ñi nga xam ne yéen a ñu mën a génne ci feebar bi comme ni ñu médecins yi mën a génnee ci feebar bi parce que seen mbay war ngeen ko yokk ñëpp war nañ leen jàppale en termes de proposition mais également en termes d'aide bi nga xam ne war nañ leen ko jàppale war nañ ko yokk pour ñoom seen production ñu yokk ko ñu bañ a décourager. parce que li ma dégg ci yenn baykat yi ñu ngi commencer décourager parce que jàpp nañ ñoom mënatuñu sax seeni production mënatuñ ko indi maanaam ci yenn dëkk yi rawatina ci ay Dakar ak yeneen yooyu jàpp naa ni war nañ ci xalaat bu baax. surtout loolu concerne na agriculteurs yi nekk dans les Niayes. am nañu fu yor ay pomme de terre ay kii nee nañu mënuñu sax écouler. ndax feebar bu mu amee dañoo interdire circulation bi ñoo ñu ngi doon laaj temps yële passé nguur gi jox ci loolu ñu dem ci banlieue bi sax fekk fa Boudal Diack
Boudal Diack suñu correspondant ci banlieue bi Boudal est-ce que ci mbirum coronavirus bi ba léegi sensibilisation bi continué na foofu ci banlieue bi ni ñuy xam ne feebar bi am na te marché yi ba léegi nit ñaa ngi ciy dajaloo de Boudal Diack. waaw Alassane maa ngi lay nuyu. waaw maa lay nuyu dama doon ne est-ce que ci banlieue bi ci feebar bi conscientisation bi maanaam sensibilisation bi mu ngi dox ba léegi ba nit ñi dañoo commencé bàyyi seen loxo. waaw Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu ñu toog foofu noonu ci plateau bi li jëm ci wàllum sensibilisation bi mën nañ ne départ bi gisoon nañ fi gars yi def ci lu am solo waaye léegi dafa mel ni mbir mi dafa xaw a taxawandi parce que boo xoolee. même marché yi situation yi fa newoon bi newoon fii avant coronavirus bi di ñëw même situation bi lañ fay gis exceptionnellement nag ci yenn marché yoo xamante ne gars yi dañuy dem di ndugg le matin peut-être lu ci mel ni marché Zing foofu nag def nañ fa loo xamante ne moom lu spécial la ku ñëw foofu boo ñëwee di nga am ay mesures yu ñu la tegal mesures yooyu ngay jàll mais côté lu jëm si wàllum conscientisation di wax ak askan wi moom wax dëgg yàlla. Côté boobu des na lu bari parce que boo xoolee lu ci mel ni marché syndicat par exemple bëri nañ loolu ñu fay xëy di ñëw mais amul benn loo xamante ne lii dina wane ne maladie yi moo fi am gars yi ñu ngi leen di conscientiser nan lañ koy xeexee te beneen affaire bi ñu constaté mooy cas communautaire yi mu ngi gën a bëri ci banlieue bi récemment Yëmbal la woon Kër Massar tamit ñu ngi koy wax ak ba ci yenn zone yi ba ci caaro yi sax ils sont menacés parce que ñoom seen bopp génn nañ ne il faut ñu tëj leen marché caaro yi bi donc lu jëm ci wàllu marché yi d'abord il faut ñu tëj ko mais conscientisation bi def na parce que nit ñi fii booy xool booy doxantu wala ngay surtout ngay dugg ci bus yi da ngay xam ne nit ñi ba léegi ils ne sont pas conscients parce que leneen li ñu constaté mooy transport bi dañ ne nit ñi dañoo war a car rapide yi dafa am nombre bi ñu war a jël mais dañoo seetlu ne même car rapide yooyu sax dañuy violer loolu clients yi ànd ak ñoom si loolu parce que da ngay gis ñu jël leen ba ngeen di waaj a yegg si montage policier ñu wàccee ñenn ñi ba ñu jàll montage bi ñu doog a yéegaat loolu dafa mel ni donc ils ne sont pas conscients que maladie bi mu ngi fii te cas communautaire yi mu ngi gën a bari te leneen li mooy nit ñi di ndaje taxaw di naan ataaya ci koñ yi wala di naan café ci ci mbedd yi ba léegi gars yi ñu ngi koy continuer di ko def donc ça beneen li ñu war a gën a mën a yokk mooy ñu gën a conscientiser askan wi ci mbir moomu ci contamination communautaire boobu Alassane. jërëjëf Boudal Diack wax nga ko mooy cas communautaire yi dégg nañu sax docteur bi keroog Seydi professeur Seydi nee na bu ñu continuer di cas contam di yëg te amuñu conscience xeex ko du mu waree bu moytulee dina bëri ñi xam ne dañuy ñàkk seen i bakkan ci loolu parce que dafa alerté nee na parce que moment boobu bu amee hôpitaux yi dootul mun a attan nit ñi feebar ñi te bu ñu attan nit ñi feebar kenn toppatoo leen xëy na leen indi ñu bëri ñàkk seen bakkan waaye population bi réaction am ci li docteur yi wax dafa mel ni ba léegi dafa ñu ko soofantal gis nga li mu ko wax leen borom car rapide bi jël benn ay nit nombre bu demee ba benn mois bu passé benn arrêt wàcce yeglaat nit ñi maanaam di nekk caay-caay yi nekk ci bopp nit ñi ak escroquerie bi nekk ci sénégalais yi est-ce que loolu tax du favoriser quelque part feebar bi gën leen di laal. waaw mais il faudrait Alassane nga seet caay-caay ba escroquerie boobu lan moo ko waral. ah loolu laa laaj. professeur wax na ko sax c'est économique nit yi suñu taxawee ne dee feebar bi wala xiif ils préfèrent affronter feebar bi kay xiif. loolu c'est des réactions naturelles de survie du question que population bi dañoo escroc wala dañoo déedéet du loolu c'est-à-dire économiquement le Sénégal est un pays pauvre très pauvre nous faisons partie des 25 pays les plus pauvres du monde waaw ñun bokk nañ ci ñaar fukk ak juróomi réew yi gën a ndóol ci àdduna loolu c'est la réalité dem leen tijji FMI seen Banque mondiale ngeen seet vous verrez ces chiffres là donc déjà suñu pauvre rek suñu ndóolee rek mooy ñu bëri ci population bi amuñu liggéey wala dañu taqalante rek mooy dund tey naka nga ko waxee woon sànq professeur ñefe tey pour lekk tey waaw mooy vivre au jour le jour waaw léegi kuy vivre au jour le jour
nga xam ne da nga daan xëy di uti 500 francs pour bàyyi sa kër te soo eggee nga koy wari sa waa kër pour ñu taal ci kooku nga ne ko toogal pour demati wala fu mu doon xëy nga tëj ko xam nga c'est des problèmes yoo xam ne nit yi fu ñu jaar génn du réewande je vous dis moi j'ai des employés yoo xam ne ñu ngi ci banlieue bi j'ai au moins 53 employés yoo xam ne ci banlieue bi la ñuy xëyee di ñëw man maa leen ne dañuy wàññi liggéey bi mais teewul seen salaire ak la ngeen doon am dama leen koy jox mais man tamit am na jusqu'à où laa ko mun et ce sont ces problèmes là qui font que tey jii état bi li mu ci def participation rek les gens pensent que l'état peut tout faire l'état ne peut pas nourrir tout le Sénégal c'est pas possible ceeb bii ñu wax dafa am ñu ciy am na ñu ci dul am parce que état mënul dundal 14 millions de Sénégalais amuñu moyens yooyu suñu état bi par exemple tout ce que le gouvernement a aujourd'hui gravite autour de $2000 de recettes yu mun a teg ci table bi ñu def ci suñu li ci des yëpp ay 3000 4000 milliards yi ñuy wax yooyu yëpp dañ koy wuti ay leb la fii ñaan fii et cetera ñu dajale budget national jox ko mais suñu recette yëpp soo ko boolee woon suñ ko doon séddale Sénégalais yi kenn du ci am 32 francs par Sénégalais. Donc il faut que nous soyons conscients que nous sommes un pays pauvre. Nous ne sommes pas comme l'Amérique. Mais aujourd'hui, dans la Californie, par exemple, Californie, c'est la deuxième ville la plus touchée au monde ci États-Unis. Mais nous commençons à nous gagner. Parce que dañ leen wax toog leen seen kër ñu toog seen kër amatuñu paycheck par semaine la ñuy fay foofu seen landlord yi mooy seen ñi ñuy loué ñëw si di fëgg di réclamer seen kii wala ñu génne leen est-ce que état bi am na moyen yu jox landlord yëpp xaalis état bi est-ce que état Californie am na moyen fay locataire yëpp moo tax nit di génn seen biti te Amérique moo gën a riche Sénégal donc seen ñun américains yi tey jii ñu ngi ci mbedd mi dañuy américain boo gis tey jii mi ngi bind ci otoom my freedom you don't have a right to prevent me for having my freedom. Vous n'avez pas le droit de me priver de mes libertés. Comment c'est génn tu vois donc seen nag Amérique moo mun a mel noonu tey jii xoolal Macron c'est pas par hasard la wax ne le 11 lépp tijjiwaat doucement ñu jëm Air France defe naa à partir de la fin du mois 31 xaw ma lan dañuy commencer tamit ligne intérieure yi commencer ko def et c'est des pays très riches. C'est progressif quoi. Progressivement ñu ngi bëgg a xeex aller à contre-courant contre la pandémie. waaw mais loolu organisation dëkk yu mag yi la. waaw bokkuñu ak ñun nu ñu organiser wu xëy na seen culture tax na ñoom ñu mën a comporter wu noonu mais fii ci Afrique ak suñu valeur culturelle nan la ñuy mën a aujourd'hui fii ci Sénégal renforcer solidarité bi ndax ñi am ñi mën a continuer di jàppale ñu amul ni pour ñu mën a atténuer maanaam situation bi ñu nekkee parce que bu ñu lekkule dañuy génn bu ñu génn lay fi gën a tar daañu wut ñu yore yi pour ñu lekk te dina créer situation d'insécurité sax moment boobu. Alassane Sénégalais yi xaaruñu feebar bi pour am solidarité boobu. ñu ko renforcer davantage. même renforcer boobu ci courant bi ñu nekk mooy courant wu solidarité Sénégal solidarité la xam dañuy saraxe dañuy may dañuy bokk dañuy woote di séddale loolu suñu nature la Sénégal te loolu moo ñu dimbali ba tey ji amul crise guerre civile au Sénégal parce que ni ma la ko waxee woon réew mu ndóol comme Sénégal nga xam ne l'État ne peut pas tout faire ñaata chômeur la am ñaata béykat la ñu am dañuy fàtte ne réew mi 75% c'est des ruraux ñu ngi ci li ñuy wax àll bi waruñu ko tuddee sax àll bi c'est sûr 65% vivent dans des villages 65% yooyu seen xaalis jëlewuñu ko ci gouvernement seen ñaq lañ koy jële ak seen mbéy waaw léegi nag réew mu mel noonu yow naka nga mun a
imposer ay mesures yoo xam ne ñoom suñu mënatul dem pour am lu ñu lekk fu ñu koy jëlee c'est très dur c'est très 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 dur. foofu laay interpellé socio-anthropologue bi ci situation de yi ban résilience la population di mun a am ak question anthropologie bi ci loolu parce que solidarité bi am na waaye bu situation bi kon di perdurer dina indi jiixi jaaxa te mën a poser des problèmes d'insécurité est-ce que aujourd'hui ñi xamante ne war nañu réfléchir ci prospective ci loolu maanaam teg scénario yooyu sur table bi au cas où yan solution lay doon. waaw solution yi mënul nekk benn mënul nekk ñaar tey ji dañu war a xam ni suñu réew mi nu mu nandoo am na paramètres yu bari yu ñu war a jël en compte tey ji boo xoolee débat yi économie bi bari na ci trop d'accord am na solo waaye aussi la dimension spirituelle il faut ñu bàyyi ko xel parce que religion maanaam diine dafa mës di nekk li nga xamante ni moom mooy téye nit ki mooy tax nit ki mu bañ a féttéerlu kon loolu il faut ñu boole ko dans la sensibilisation et dans la communication ñun ñëpp xam nañu si moo xam ci diine chrétienne la moo xam ci diine islam la ñi nga xam ni ñoo nekkoon yenent yi am na situation yu ñu jànkonte woon yenent bi doon nañ la wax ni doon na toog ay bés du lekk du naan ba pour julli day jël ay xeer takk ko ci biir bi wëralu ko takk ko ci biir pour mën julli yooyu c'est des ressorts yoo xam ni mën nañ ko utiliser dans la communication pour une population plus résiliente beaucoup plus résiliente pour nit ñi mën a affronter mbir mi te ku nekk buñ koy wax mu xam ni man mi Sénégal benn tabax la man benn brique laa ci te jàpp naa ni man brique bi ma ci nekk mooy téye bâtiment bi ku nekk bu ko jàppee noonu dans la conscientisation dina xam ni man mi lii am naa ci wàll tool bi am naa ci waar bi ma ci war a bay kon bu boobaa dinaa def tout pour bay ko loolu nag su kiiyee su fekkee def nañ ko ba pare ñu xam ni ku nekk koo xam ni yàlla may na la wërsëg may na la loo xam ni mën nga ci jàppale ñeneen ñi d'accord am na bu baax sénégalais yi ñu ngi ciy def ay jéego yu bëree bëri tey jii jàpp naa ni sax évaluation yu ñu def tey jii dafa matul. parce que sénégalais yi tey jii lu ñu dimbali seen i mbokk ak ñi nga xam ne ñooy woote ñoom ñi leen di dimbali bari na trop mais loolu yëpp ñu gën ko organiser il faut tey jii ñu installer des comités yi nga xam ni ñoom ñooy tatagal askan bi ñooy mën a dalal seen xel mais également bu fekkee am na li nga xam ne moom la ñuy séddale ñoom tamit ñu mën ci dugal seen loxo bu baax a baax te man jàpp naa ni loolu diine kenn mënu ko ci génne tey ji nit ñi boo jëlee moo xam ci bépp diine bépp diine boo bokk am na lu ñuy wax des associations am na ay daayira ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yooyu mën na nekk des cellules de base yi nga xam ni aussi day permettre nit ñi ñu mën a garder benn équilibre bi parce que nit ku normal mooy ki nga xam ni day garder équilibre entre li nga xam ni mooy économie am nga koom waaye du la teree aussi nga nekk nit nekkul ni man dama am trop rek moo tax lu nekk ma war ko def parce que am na lu la war a téye mooy li tubaab di wax éthique li nga xam ne mooy sa ngor mooy sa jom yoo xam ne war na la mën a téye waaye xiif tamit dafa nekk lu nga xam ne lu garaaw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni xiif amul benn dëkk bu mu jaar lu dul bàyyi na fa kéefër kon loolu tamit war nañ ci bàyyi xel ñu xam ni ak nit ki lu mu mën muñ diine bi baax na trop pour équilibrer mais aussi il faut ñu koy may loo xamante ni aussi dina ci mën a dalal xelam moo xam ci wàllu économie la moo xam ci wàllu diine la il faut yooyu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax am na ci solo peut-être am na loo xam ne bëgg naa ko wax tey jii li ma gis ci zone bi may jóge mooy booy jël zone de captage bi boo xëyee suba teel fajar da ngay gis yalwaankat yi y a des tuuti foofu ñii la ñuy def rangaloo te ay xale la ñuy àndal kenn protégé wu leen bu fekkee ni yéen a ngi ju ngeen di jaar cité des eaux di ngeen gis fii marché samedi bi di am alignement bi yóbbu yëpp pratiquement sur 200 mètres ay yalwaankat ñoo fay toog te dañuy dar nit ñi mais amul benn mesure bu ñu ci jël loolu je pense que war nañ ci bàyyi xel dañuy nekk fi nga xam ne foo li ñuy jëndee fa la ñuy jaayee
di gàttandu nit ñi yooyu tamit war nañ ci bàyyi xel man jàpp naa ni tamit catégorie yooyu il faut ñu xool bu baax yan politique la ñuy def parce que ñoom tamit mën nañu wàll askan bi ci yenn comportement yu ñuy am je pense que aussi loolu tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax. mooy xam man dañuy néew ju doole nag ci mbedd mi xëy na ñu leen romb da leen gis sax ni kii di waxee professeur Cornwells di woy ci livre am Les Invisibles da leen romb doo leen remarqué mais ñu ngi ci mbedd mi xëy na sax ci mbedd mi la ñuy dundee amuñu kër yore ay baraak tey bu ñu yeewoo lem seen i carton dem si dëkk bi bu guddi ñëwee ñu lal ko ñooñu campagne de distribution alimentaire bi nag la ñu mën a jëlee ñooñu en charge te mun nañ nag ay vecteurs aussi d'être contaminé et de contamination. Alassane damay dellu si rek. ci wax la ne c'est pas la faute de qui que ce soit c'est-à-dire dañu nekk ci réew moo xam ne réew mu ndóol la yelwaankat yi fu mu jaar. waaw ndóol du fatalité mun nañ ko xeex. ah non attention. liggéey bu xeex ndóol bu jóge fi. attention ndóol bi dañ cee yàgg ba lott ci. waaw donc mun ko fee génne tey c'est très difficile. pour revenir ci ñooñu nga wax ne. liggéey. waaw liggéey il faut ñu liggéey. mais liggéey aussi c'est les moyens. est-ce que l'État a les moyens pour képp kuy yalwante ji mu fekk la fa nga toog jox la non def nañ bourse familiale mais bourse familiale ñan ñoo ci waroon a jiitu ñu ndóol ñooñu est-ce que toog nañu seen réew ba ñu comptabiliser leen parce que ñu bari ñu ndóol ñi dañ jógee ci ay réew wala jógee ci ay gox wala jógee ci ay village ñëw ci dëkk bi est-ce que déjà ña toogoon foofu bénéficier wu ci bourse familiale yooyu est-ce que l'État doit léegi def le tour des centres yi kii nekk pour jox leen ay mënu ko État mënu loolu. mais warugaram on n'a pas les moyens même attention. da wuti ko. moo wax la benn warugaru État boo xam ne il n'a pas les moyens ci constitution bi dañu ne xale bu am 6 ans par force ngay dem jàngi te loolu obligation wu État la mais l'État n'a pas les moyens. et du Sénégal rek c'est dans tous les pays am na État lu mu mun ak lu mu munul li mu mun te di ci góorgóorlu ñëpp ñu ngi ciy teg seen bët mais li mu munul mooy ñi nga xam ne par exemple ñi ngi ci jàkka yi waxuma sax zone de captage sori na mais tour de l'œuf bi soo ko defee le tour di nga fa gis ay ñoo xam ne dañ fa toog mais ñooñu ala kuli aalen ci ñoom ni nga xam ne noonu lañ ko nar a dundee mooy ci yalwaan la ñuy dundee ndax am nañu moyen dem uti ay liggéey amu fi. mais monsieur le ministre boo nee État amul ay moyens. ñu bëri yaakaar ne xëy na État am na ay moyens xëy na moyens yi dañ ko dugalul fi nga ko war a dugal c'est-à-dire bu fekkoon rationaliser dañ ko xool nu ñu koy gérer wàññi train de vie de l'État war na yu bëri xamante ne ci réew mi xëy na xaalis dina fa dugg amulul njëriñu askan wi mais ko duglu fi mu war a dugg xëy na dina wàññi jafe-jafe yi. je pense soo xoolee tendance su président de la République train de vie de l'État tey jii kenn dootu ko wax Sénégal d'abord man ministre la rang de ministre avantage de ministre mais aw ma oto te bari naa ci ay morom parce que xam nañ ne ñun suñu mënee jëndal suñu oto bopp lu tax ñuy jël oto État pour jox ko lan suñuy doom wala yu demee noonu alors que am na ñeneen ñu amul oto muy benn. loolu bari na fi ci réew mi waaw mais loolu conscience boobu nag le président bugg a indiwaat ñu bàyyi di dundee ci État. bari na fi ci réew mi de. loolu nag lay président di xeex te moom la teg tànkam xal seet koo xeex xoolal par exemple da nga daan gis par exemple koo xam ne day dëkk ci kër moom en tant que ministre da ngay am kër dëkk ci toxu ci kër gu la État jox louer sa kër État. loolu tamit dindi mu ngi ko fiy dindi progressivement mi ngi deñ tu vois téléphone yi nga xam ne da ngay am waxuma benn ligne pour yow le ministre sa jabar day am ligne sa doom day am ligne say bon sax day am ligne président dog na yooyu donc mi ngi def kéemtalaay kàttam pour wàññi train de vie de l'État boobu nga wax mais est-ce que xaalis boobu tamit suñ ko wàññee dina doy pour faj yii nga wax dafa mun a faj benn buntu rek mais mënul faj buntu yépp alors État su fekkee nag mënul loolu lan mooy relais wu État mooy les hommes qui sont pas dans l'État mooy les entrepreneurs
yow li ngeen def nii du état moo leen financé fii yéen a ko financé seen bopp jël ay employés et cetera lii la ñu war a état dafa war a jàppale entrepreneurs yi ñu mun a def relais ci loo xam ne moom ay loxo mënu fa egg. léegi bu ñu génnee ci crise bi xëy na xamaguñ ko. parce que crise bi moom kenn xamul parce que docteurs yi sax waxuñu xamuñu kan lay doon mais déjà réflexion war naa mun a am pour ñu xam ne société bi ñu nekk nii buñ ci génnee est-ce que société bu bees dañu dugg ou est-ce que dañuy continuer ci dañu nekkoon démb. pour man réflexion bi déjà dafa war a commencer xalaat bi dafa war a commencer. ci réew mi nii. ci réew mi nii Sénégal suba ban Sénégal lay doon. ban Sénégal lay doon bu ñu génnee tamit ci mbas mi dafa war a continuer réflexion warul dakk sànq monsieur le ministre wax na ko dëkk yi gën a mag li jëmmal seen màggaay mooy xam-xam mooy nekk li nga xam ne mooy niital yoon mooy nit yoon kon jàpp naa ni réflexion bi dafa war a continuer pour ñu génn ci. réew mi yaakaar nga réew mi bëgg nañ xam-xam fii ci réew mi Sénégal est-ce que nawloo ñu xam-xam fii. am na ñu ko nawloo. mais jàpp naa ni place bi ñu ko war a jox ci nguur yi nu ñu téye xam-xam ne téye université fa lay ñëw chercheurs yi xamante ne seen def en avant xëy na ci mbas bi. la ñu gis comité scientifique bi di jël di wax ay décision président du ko appliqué mais nit ñi du ñuy xalaat mooy nguur gi waroon na bu yàgg lënkale politique bi. nu ñu dox la réew mi ak université ak xam-xam yi sukkandiku ci xam-xam. waaye impression bu ñu mooy politiciens yi ñoo occupé espace bi. te médias yi tamit ñun ñu bokk ci tamit ñun am na responsabilité di jël lu tikkiwul dara di leen joxe micro ñuy wax. way boo jëlee maanaam xam-xam. dafa war a nekk au centre de la décision waroo mën a décider dara fii ak amoo ci xelu borom xam-xam xalaatu borom xam-xam loolu dafa nekk lu am solo mais boo jëlee xam-xam suñu réew yi nii dañ koo xaw a soofantal tey ji boo jëlee budget université buñ ko répartir recherche. amu ci sax 10%. la part de la recherche. du yoon boo jëlee ci budget yenn faculté yi recherche sax nekku ci recherche ligne recherche nekku ci kon dañuy gis ne recherche dañ ko soofantal est-ce que askan mën na avancer te xam-xam lalu ko man dina ma jaaxal lool da ngay dégg ñu naan ci am na réew yoo xam ni ñoom li ñuy am mu nekk seen capital mooy le capital humain maanaam nit ñi ñu am parce que nit ñooñu nekkuñu ay n'importe quel nit mooy dañu nekk nit ñoo nga xam dañu leen a tàggat ñu am xam-xam kon loolu dafa war a nekk au centre de la décision xam-xam ñu jëmmal ko bu baax te loolu dafa war a njëkkee ci daara yi lalu yi maanaam au niveau de l'élémentaire jëm kaw. ba université xam-xam ñu jox ko mandargaam borom xam-xam yi aussi ñu leen di déglu. tey jii boo jëlee am na domaine yu bari universitaires yi def nañu ci ay recherche tey jii boo jëlee il faut ñu saluer ko tey jii waa ASP lu ñu def. boo jëlee waa Thiès lu ñu def foofu aussi polytechnique bu Thiès am na solo trop. day jëmmal xam-xam day wane ni Sénégal am na ñu bëgg xam-xam am na ñu nawloo borom xam-xam mais ñooñu nañ leen dooleel et puis ñu wax Sénégal fan la bëgg a jëm il faut ñu xam ñun fan la ñu bëgg a jëm boo xamee fan nga bëgg a jëm nga ni man lan moo fay yóbbu bëgg naa dem Thiès est-ce que damay jël vélo wala damay jël moto wala damay jël avion wala lan laay jël. mais ci jëlin boobu ci la ñu war a réfléchir wala xalaat te loolu yëpp xam-xam moo ñu fa mën a yóbbu te loolu jàpp naa ni loolu lu am solo la réflexion bi tey jii xalaat yi dafa war a commencer tey bu commencer tey suba mu war a continuer parce que tey jii état bi mi ngi jël ay engagements sur le plan budgétaire mais ñëpp xam nañu tey jii recettes yi dafa diminuer de façon drastique état fu muy jëlee recette ñun xam nañ ko nit ñi ñooy liggéey di kii. tey ji boo importé wul tey état loolu perte na ko tey ji boo jëlee secteur bâtiment gars yi tabaxuñu gars yi liggéey ñu état foofu du fa amati dara tey ji am na ñu bëri ñu déposé ay papiers donte papiers yooyu ñu déposé état bi da ci am koom bi mu ci am mais kenn signé gu ko parce que nit ñi taluñu ko te buñ ko signé nga dem war la woo nga dem fay ji waaye tey ji talaguñ ko tout est à l'arrêt kon war nañu xam mesurer danger bi ci nekk
ñu war a xalaat lu ñuy wax la prospective tey jii boo demee ci dëkk yu mag yi loolu dañ ko jëmmal seen université yi nga xam ni tey jii dañuy xam ñun suba fël la ñu bëgg a dem war nañ ko xalaatal ginnaaw dañ naan ëllëg olof dañuy naan ëllëg du añ waaye war nañ ko sédd. sóoraale. monsieur le ministre am na ñaari thèses yu affronté wu fu ñu nekk nii ci mbirum après Covid bi ñii nee na est-ce que dañuy continuer ci ordre bi nekkoon néolibéralisme bi di continuer ci loolu di law règle yi ñu bàyyi lu ñuy wax le marché di ko fixé am na ñu xamante ne dañu xalaat ne xëy na c'est benn nouveau monde mooy dessiné wu ban. xalaat nga ca yaakaar nga suñu réew yi tey war nañu mën a gestuwaat ñun suñu biir ci suñu xam-xam endogène xam naka lañ ci mun di génnee ñun ak Afrique bañ a xëy di xaar ba ñeneen ñi xalaatal ñu encore dañu naan ni dañu war a suivre. waaw Alassane il faut déjà nga def analyse seet ndax li nga xam ne c'est à un niveau mondial c'est pas le cas du Sénégal le cas de l'Afrique. C'est à un niveau mondial. déjà lu bëri dina changer ci wàllu économie c'est-à-dire nit yi dinañ gën a mun a tey jii ay industries yu bëri gën faa mun a investiraat surtout lu jëm ci wàllu santé ci wàllu lekk aussi. nit yi dinañ ubbi seen bët ne lii su continuer woon d'ici 1 an 2 ans fu ñuy importer te xam na donc yooyu c'est des réflexions yoo xam ne je pense que dina aujourd'hui kilifa yu bëri gouvernants yu bëri dinañ war a mun a jéem a réorienter seen programme ci réflexion yu demee noonu nag lañ ko bon. Est-ce que Afrique dina ko changer est-ce que nous aurons un nouveau monde je pense pas parce que crise bi aujourd'hui crise fa mu jógee dëgg est-ce que xam nañ ko am na ay hypothèses yu bëri est-ce que c'est pas quelque chose qui a échappé à un laboratoire chinois yoo xam ne ñoom ak Bill Gates dugal nañ ko ci ñoom ñoo ko doon jéem a defar pour comment dirais-je indi vaccin contre le sida. Parce que ci vestige yu soo xoolee par exemple le corona le virus dañ ci gis ay traces yoo xam ne nee nañu ay débris wu VHS la jógee est-ce que lu am donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne ñun mënaguñ ko xam parce qu'on n'a pas les moyens mais d'ici 1 an 2 ans 6 mois dinañ ci am ñu ci def ay gëstu ba xamal ñu dëgg virus bi fan la jóg muy benn donc mun na doon ce que j'ai appelé man-made quelque chose boo xam ne ça a échappé à l'homme mu dugg ci société bi gaañ société bi da ngay xool tamit beneen aspect wu crise économique bi doon annoncé wu avant la crise de l'épidémie parce que ñu jëmoon ñun ñëpp ci tendance su crise économique récession donc ñu jékki-jékki rek am loo xam ne ça a tout bloqué arrêté tout le monde donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne aujourd'hui personne mënu la ci wax ay conclusions wala génn la ci ay résultats ay réflexion la ñu nekk temps wu recherche temps wu réflexion la ñu nekk mais je pense que comme ni nga ko waxee suñ ci génnee ñi nga xam ne ce sont nos gouvernants dinañ gën a mun a am xalaatu. dañu xaar ba ñu génn ci ou bien léegi tembe fu ñu nekk wala commencé xalaat bi. Professeur wax na ko. léegi commencé nañu xalaat bi parce que déjà solidarité bi président di def xam nga bourse familiale yi bi ñu annoncé ne 300,000 personnes 400,000 personnes 400,000 sénégalais et sénégalaises dinañ leen jox bourse familiale nit ñi dañuy yaakaaroon ne c'était pour des raisons électorales. parce que ku ñu jox 300,000 yu ñu jox bourse familiale président lay voté seeni borom kër président la ñu voté seen nijaay président la ñu voté alors que scientifiquement parce que le cabinet du président aujourd'hui c'est un cabinet scientifique ay ñu xarañ ñu way màcc yu xarañ ci wàllu domaine yu nekk ñoom ñoo ko wër di ko xalaatal di ko sottil muy def ay programme am
bourse familiale yi dañ ko lëkkale woon ci d'abord bi ñu defee analyse u Sénégal mortalité ñiy faatu ci diggante suñu juddoo ba am 5 ans dafa bëri te bi ñu defee gëstu yi dañu ne loolu lépp ñàkk vaccin moo ko def président ne bon dañu jël 300 familles yoo xam ne balaa ñoo am seen bourse balaa ñu leen di fay il faut ñu régulier ci vacciner seen doom 300 familles yooyu yëpp dem commencer vacciner seen doom impact bi mooy lan soo xoolee chiffres yi aujourd'hui mortalité infantile reculé na lu tuuti. Deuxièmement encore analphabétisme au Sénégal nit yi jànguñu lan moo ko waral. parce que ñu ci bëri dañu dul yóbbu seen doom yi école parce que amuñu moyen wala école bi dafa sori wala gisuñu école aujourd'hui président ne bon ku bëgg bourse familiale soo amee doomu 6 ans soo ko yóbbuwul école dootoo jot bourse familiale 300 familles yooyu yëpp ku ci am doomu 6 ans jël sa doom di ko yóbbu ba loolu au moins 300 familles 300 000 familles nga jël ku ci nekk su amee doom yóbbu ko école su fa xaalis ba nekkul woon xale yooyu duñu jàng su fa xaalis ba nekkul woon lu mu tuuti xale yooyu duñu vacciné wu loolu lu ñu mun a mesurer la dans 5 ans 10 ans impact bi muy am aussi en retour ci société bi dans 5 ans 10 ans lañ ko mun a xam donc loolu mooy ay prévisions yoo xam ne suñu dellusee ci affaire solidarité bi le président ne peut pas à long terme di jox ay combien de millions de Sénégalais ay ceeb mënu ko en long terme crise bi moo tax mu def loolu mais su ci crise bi génnee ni ñuy jëlee bourse familiale yi jëlee les 300 000 familles war ko augmenter waat ñi ngi réfléchir ci ay programme yoo xam ne day lëkkaloo ak dañ lay dimbali waaye suñ la dimbalee ba noppi dañ la war a dugal formation pour nga am sa autonomie et cetera yooyu yëpp ay réflexion yoo xam ne tey mi ngi ci table président bi te je pense que d'ici peu dina ko génne incha allah jox ko population. mais recherche bu ñu doon wax sànq boo gisee ci réew yu bëri entreprise bu nekk dafa am benn bu ñuy wax RD recherche et développement dafa am ci entreprise bu nekk dañ ko instituer te mu mun a gëstu bi gën a bëri mais Sénégal dañoo constaté xëy na loolu ci entreprise yi ci société yi amul branche boobu. am na fa sax mais. ñu bañ ko limiter ci université yi rek fi ñu ko jubloo moo wuute. maanaam tey ji yaa ngi ci benn entreprise yaa ngi fii ce groupe de presse mais boo fi nekkee yow yaa ngi woo ay gëstukat yaa ngi woo par exemple benn sociologue pour mu defal la ay enquête mais yaa ngi xool yow sa koom naka nga mën ko yokk pourtant waroon nga xalaat beneen dimension yow yaa ngi bëgg a yokk sa audimat mais est-ce que waroon nga aussi boole ci xalaat bi naka laay def aussi ba sénégalais yi ñu gën a conscient ci yenn question de santé yi ci yenn question un peu de économique yeeg yooyu. pour dire rek que gëstu boobu am na ñu koy def. waaw boo gisee wax loolu États-Unis bu fi xewee. respirateurs yi ay General Motors. ak IKEA ñoo ko defar. te yooyu normalement seen liggéey du woon loolu. waaye du fait ñu am institut yooyu ci biir seen entreprise yi moo tax ñu mun a très rapidement adapté wu ci loolu. oui fa laa jëm nii. parce que dafa am tey jii li nga xam ne yoonal nañ ko li ñuy wax responsabilité sociétale d'entreprise tey jii man jàpp naa ni situation bii da ko poser plus que jamais. ci ñi entreprise yi war a dimbalee suñu askan xam ne lii ñun ñëpp ñoo ko bokk. comme ni ñu ko waxee sànq bala nga naan naam ne fa. tey jii énergie yëpp il faut une synergie des énergies tey jii pour feebar bi ñu mën ko daan bu fekkee ni am na gëstu yu ñu doon def ñu jàpp ni gëstu yi war nañ ko mën a teg de côté pour gëstu yi ñu féetale ko maanaam ci li nga xam ne mooy daan feebar moo xam ci wàllu respirateur la moo xam ci wàllu yeneen kii la en terme de production agricole. yooyu yëpp tey jii ñu sensibiliser leen moo tax tey jii ministère ñu ngi koy saluer un peu ci travail boobu ministère de l'enseignement supérieur dafa mettre en place tey jii di ay task force avec des groupes thématiques
bi nga xam ne moo nekk pour les sciences sociales professeur Abdou Salam Fall moo ko jiite. te tey ji réflexion yëpp ñu ngi koy mëne am na groupe thématique un peu sur l'économie am na groupe thématique sur la religion am na groupe thématique un peu sur le social am na groupe thématique sur la diaspora pour xalaat li nga xamante ni tey jii ci feebar bi war nañu mën a def ba daan ko te xalaat yooyu ci groupe thématique yi li ñu wax comme objectif dafa war a continuer waratul a dakk kon jàpp naa ne tey jii bu ñu jëlee suñu entreprise yi ñoom ñëpp war nañu bu ñu defoon tey jii juróom war nañ ko def fukk wala fukk ak juróom. pour tey jii ñu mën a xalaat yooyu ngeen di xalaat foofu nguur gi dina ko jëfee da ngeen di xalaat fu université bi ci thématique yi ci affaire pandémie bi est-ce que loolu nguur gi na ci sukkandiku di ko jëfee parce que xalaat tamit amul solo boo xalaatee bu nga fulaalu def ko ci tiroir ndax Sénégal nee nañu fii moo nekk réew bi xam moo dàq def séminaire ci àdduna Burkina Faso bàyyi na séminaire dañuy ñëw Sénégal gis résultat yi séminaire yi xam nga xalaat dem appliquer ko seen réew. loolu mooy problème réew mi mooy problème bu Sénégal mooy action application wax ji bëri na trop ci réew mi. coow li bëri na trop ci réew mi mais lu ñu jëfee appliquer ko ni ñuy gis ko loolu mooy jafe-jafe. loolu mooy problème bi tey jii ñu bëri xamuñu woon lan moo waral loolu nag. incapacité boobu d'appliquer les résultats. ñàkk a nawloo aussi ñàkk a nawloo suñuy gëstukat tey jii ñu bëri xamuñu woon ni tey jii université mën nañu defar ay gel hydroalcoolique ñu bëri xamuñu woon ASP war nañu mën a xalaat bay defar ay respirateurs mais pourtant gëstu yi def nañ ko ma nga fa mais il faut mu am benn connexion entre le politique et le savant pour parler comme Max Weber ku doon bu bind benn téere bu ñuy wax le savant et le politique il faut mu am lien boobu fii ak amul dañuy tëñëx rek te li ñuy def mën na bañ a nekk li gën ci askan bi tey jii man jàpp naa ni buñ ci jógee damay joxe juste benn exemple. am na loo xam ne pharmaciens yi waratuñ ko jéggaani. muy gel waratuñ ko jéggaani loolu war nañ ko si mën jàng. ESP war na ko mën dafa di koy jënd. waaw ESP war na ko mën def département de pharmacie bu université dañ koy def. à partir de la 3e année. mais loolu dafay fekk état bi ñoom ñu ngi koy jàng parce que mën nañ ko mokkal nañ. dafay fekk état bi accompagner leen. accompagner ko bu baax dafay fekk état bi en même temps. interdire importation yi. parce que souveraineté aussi du nekkul rek ci souveraineté. nu ko defee ci ginaar yi ak yeneen produit dafay bëgg état bi am doole. pour dire que nu ñuy interdire lii pour ñu mën ko defar ci réew mi xam loolu problème la aussi. problème la parce que souveraineté politique day ànd ak souveraineté économique parce que olof yi dañ naan ku la ëmbal sa sànqal ëmbal la sa kersa kon loolu il faut ñu bàyyi ci xel ñu xam ne am na yoo xam ni tey jii am nañu ay borom xam-xam yoo xamante ni tey jii war nañ ko mën def li ci des nag mooy gëm leen. jox leen ay moyens ñu xam ne lii war nañ ko mën a def te loolu yëpp bu ñu ko defee sagu Sénégal la sagu askan bi la parce que sénégalais ñu ngi fépp ci àdduna bi ñu nawloo leen lool ci seen xam-xam. te loolu tamit war nañ ci sukkandiku pour wane ni ñun am na war nañ ko mën def. waaw monsieur le ministre Sénégal nee nañu mooy champion du monde séminaire te ñu di wax rek séminaire di bind ay per jëm kër réew mi moom bari na fii ci réew mi ba ñenn ñi dañuy suñu caricature di waxtaan naan am na réew yi nekk sous région bi. soxlatuñ ñoom séminaire dañuy nag question bi am na xalaat sénégalais xalaat nañ ci dem nañ ci léegi si lu ñu xalaat dina teel ñu appliqué ko lan la ñu war a def justement pour que ñu dépasser situation séminaire situation rapport ñu dugal ci tiroir yi bañ ko appliqué ñu xool lu ñu xalaat ci baax na ci réew mi ñu jël ko appliqué ko réellement bàyyi taf yëngal bi daal. ok Alassane li nga wax dafa am solo nit yi yaakaar nañu ne. séminaire dem Saly d'ailleurs président jël na ci ay mesures mais ñu ci ëpp ñuy def séminaire léegi ay privé la ce n'est plus l'État. ñu ngi hôtel yi daal di waxtaan daal di am café. loolu président jël na ci ay mesures ba soo seetloo ci ñaari at yii ñu génn gisuloo benn structure étatique buy luwee ci ay hôtel ay Saly ne daa yaa ngi def ay séminaire. C'est des sociétés privées la plupart du temps c'est des sociétés privées. waaw résultat yu xalaatoon ci séminaire yooyu. amoon anañu. léegi nag application nga wax c'est-à-dire est-ce que li ñuy toog di ko daje di gëstu est-ce que ñu ngi koy appliquer lu ci bëri su fekkee ci wàllu état bi la ñu ngi koy appliquer lu ci bëri ci wàllu état bi mais c'est des sociétés privées ñoo ñëw def seen convention. annuel def seen convention et cetera ba pare jël ci ay résultats yoo xam ne est-ce que sax dinañ ko soumettre l'État
wala dinañ ko tas ci dëkk bi nit yi mun ci def ay application mais loolu yëpp day dellu si tant que état respecté wul les chercheurs respecté wul l'université c'est pas un lieu simplement d'éducation c'est un lieu d'inspiration économique c'est un lieu de modélisation de programmes économiques qui peuvent être appliqués dans des milieux économiques pour pouvoir avoir au moins benn li ñuy xëcc di wax ne dinañ am émergence ci université la mun a jóge tant que nag léegi ce que tu dis les hommes politiques moi je dis pas des politiciens. waaw man parce que les hommes politiques dañoo gis àdduna bi cabinet présidentiel yu bari conseillers yi fa nekk ay kàngam la ñu woon c'est-à-dire ay scientifique la ñu bi xarañ ci li ñuy def safaanoo ci suñu réew yi politiciens yi bari nañ fa am ñoo xamante ne sax xëy na bon seen CV yi dama doy waar après ñu bàyyi ñi xamante ne seen xam-xam ñu ngi ci biir université yi parce que defuñu politique kenn du waxtaan ak ñoom ab réew du loolu. ab réew tamit du xam nga man li ma dugal ci politique et là dama la koy nettali pour répondre à votre question Ablaye Wade laa dajeel Japon mu nekk Tokyo ma nekk Kurashiki Université Okayama di jàngale foofu mu woo ma ne ma naa ko fekk Tokyo ma ne ko mënuma ko nekk parce que dama yor liggéeyu jàmm mu ne ma nañu daje New York ñu daje New York benn question la ma wax professeur yaa ngi wër àdduna bi di jàngale à la fin de la journée dinañ la wax loo defal Sénégal qu'est-ce que tu vas répondre ma ne mais le vieux a raison et effectivement mais lenn moo ma dugal loo ci politique daf ma ne moom Ablaye Wade et je le salue très bien un grand homme un grand président Ablaye Wade c'est-à-dire Ablaye Wade yàllaa ko mayoon Sénégal mais xëy na peut-être at bi ñu ko waroon a am amuñu ko dafa ma ne professeur soo doon war àdduna bi di def ay recherche ki bind téere te defuloo politique li ngay def yëpp kenn du ko xam ma ne mais vieux bi lan lay wax ni man je peux faire par exemple des propositions jox ko état Sénégal ñu appliquer ko mais je me suis rendu compte que ba ma ñëfee ba nekk ministre laa gën a am impactu influer ci décision yoo xam ne le président de la République li mu ñu koy dolli ci suñu wàllu xam-xam ci gëstu pour di ko gis ay application ci ay programme ça veut dire quoi ça veut dire que c'est douloureux metti na trop mais ce que Abdoulaye Wade disait que les scientifiques dugg leen ci politique parce que imagine-toi par exemple une mairie yow fa nga dëkk mairie boobu yaa ngi toog rek ci si bi benn waay mooy jógee fële def politique am dugg ci biir mairie bi ñu fal ko. mais am na réew yoo xamante ne politique c'est vrai que scientifique yi daañu def politique am na réew yoo xamante ne gouvernement bi moo jël souveraineté am njiitu réew moo koy jël wala ay chercheurs teg ko ci wetam gaa defuñu politique même bu fekkee seen xalaat juwoon nag seen xalaat waaye dina jël intérêt bi ci am appliqué ko. loolu mooy pays yi nga xam ne benn modèle laa la ci wax mooy États-Unis par exemple nekk ministre appel d'offre la. c'est-à-dire le président n'ose pas jël ministre de tel. fi war a def appel d'offre nag. nommé ko bah justement est-ce que nag léegi ñun suñu volonté egg na foofu. parce que tant que le président se dit que su amul ay ministre duñ ko mun a politiqueal ba mun koo falaat tant que système boobu moo ngi exister duñu mën a def modélisation. xen loolu moo ñu tardé ñu dem seeti Youssou Konté ca Wélingara Youssou Konté ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alassane Samba Diop. waaw Wélingara foo leen toll ci mbas mi ak sensibilisation bi et surtout foofu zone d'agriculture la temps yi wax nga premier taw bi commencé woon na foofu sax est-ce que béykat yi dem nañ ci tool yi parce que mbas mi bu continuer ñoom la réew mi ñoom la ñuy wéqute pour lekk. waaw c'est vrai comme ni mu ko waxee rek jeudi bële passé amoon nañu ay taw fii ci Vélingara yenn gox yi daal jotoon na ay taw tuuti. bu ñu defee reportage ñu dem gis ñi nga xam ne ñoom ñooy bay ñoom de dañ lu ñu xamaloon moo di incha allah ci semaine bii ñu nekk sax ñoom war nañoo dem commencer ci tool yi
mais après tamit bu ñu laajtee ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllum pluviométrie et tout nee nañu que du taw bi nga xam ne day annoncé ni ki nawet moo jot dafa nekk rek taw bi nga xam ne tàngaay bee tax mu ñëw parce que fii dafa tàng lool sax Alassane Samba Diop xam naa ni xam nga ci dara bu baax a baax. alors su ma fekkente ne damay tontu sa question bi par rapport ak mbas mi fii ci Vélingara jàpp leen ni ki daal ci région de Kolda laa mën a wax sax juróom-ñaar la ñu amee woon kenn ki tane na ba génn hôpital juróom-benn yi ñoom seen tan ñu ngay am tan bu baax a baax ñu ngi ci hôpital régional bu Kolda. alors lu jëm nag ci wàllum cas communautaire yi ba léegi ni tey Vélingara amul benn cas communautaire waaye li ko mën a joxe. amaana nimmeeku dañ ko fii ci département bi ndax ba ci démb rek maa ngi yónnee benn reportage benn élément bi nga xam ne autorité préfectorale maanaam adjoint au préfet moo ci doon wax mooy Mamadou Lamine Ngone moo ngi doon wax nii am na ay bërëb yi nga xam ne daal ñoom signalé nañ leen jot nañu ay xabaar ni ki am na ay doomi aadama yi nga xam ne dañ fay dem defi ay sport maanaam di nekk ay rassemblement yi nga xam ne jamono ji dañ koo tere ci marché bi itam naka noonu loolu luñ fay nemmeeku am na tamit sax mu ngi doon wax ne am na ay xale yi nga xam ne ñëw na ba ci moom ne dañuy bëgg a dem joxe ay gel hydroalcoolique loolu mu doon li nga xam ne moom da koy ñaawlu parce que jàpp na ni ñooñu ay xale la te xale yi jamono ji ci kër gi la ñu war a nekk donc mu doon loo xam te daal ñoom métti li nañ ko waaye liñ ci mën a wax moo di ñoom ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kattan ñu ngi ci maanaam tooguñu ci ñu ngi def seen kéemtalaay kattan di sensibiliser population yi parce que bis bi yàlla sax di nga dégg kenn ku nga xam ne dana dem ci rajo bi di waxtaan ak askan wi pour ñu gën a bàyyi xel ci mesure d'hygiène yi nga xam ne moom la ñuy wax bis bi yàlla sax ci rajo yeeg ci télé yi donc moom daal jàpp nañ ni ki fii ci Vélingara noonu la ñu nekk di xeexee te xoolal tamit da ngay gis ni autorités sanitaires yi ñoom dañuy def ay descente parce que bu ñu déggee ni daal am na ay bërëb yi nga xam te ne respecté wuñu ko ñoom dañoo dem gis ak leader religieux yi pour ñu waxtaan ak ñoom maanaam guide religieux yi ñu fexe jàppale leen ci sensibilisation bi semaine bii ñu génne dem nañ ba ca Médina Gounass waxtaan ak kilifa yi fa nekk ñu wax leen ni ki rek pour ñu fexe di sàmmanteeg digle yi xalifa bi tamit joxe woon na parole am ne woon na incha allah dina waxtaan ak askan wi bu ko defee ñun ñëpp ñu fi nekk ñu fexe respecté mesures yooyu kon bu ko defee ñun ñëpp ñu mën a mucc ci jàngoro gii di Covid 19. mais est-ce que béykat yi commencé woon dem ci tool yi di ko defaraat ndax première pluie commencé na taw tuuti ñu ngi defaraat tool yi di xool nu ñu mënee jëlaatee liggéey bi. non mën nañoo wax ni heure bii nii demuñu parce que comme ni ma la ko waxee loolu nekkul woon taw bi nga xam ne rek day annoncé nawet. taw bi nga xam ne tàngaay baa ko andi woon kon nii may wax ak yow ñoom demaguñ d'abord ci tool yi demaguñ ci tool yi pour l'instant. ndegam sàkk yi am nañu kii nu ñu dundee est-ce que les greniers sont pleins ou pas. bon xam nga ni Vélingara c'est vrai que zone bi nga xamante ne gars yi dañuy bàyyee tout et tout mais tamit zone bi nga xam ne dafa xaw a ndóol donc fii nii jamono ji gars yi sonn nañ bu baax a baax ndax boo defee reportage bis bu yàlla sax moom ngay dégg dañ la naan sonn nañ nan dimbali yi agsi parce que ba léegi nii gars yi jotaguñ d'abord seen dimbali yi ñuy wax ci télé rajo yi mooy aide alimentaire yi jotaguñ ci d'abord donc chaque jour da ngay dégg ni ki ñoom dañ la naan dañoo xiif dañoo sonn donc il faut dire que ni grenier bi des na. ñu xaar camion yi ñëw jërëjëf Youssou Konté te Vélingara da nga explication yi mu joxe foofu ci mbirum nit ñi nu ñuy xaaree ndimbal bi foofu te Vélingara nekk zone bi xamante normalement zone agricole la. bu fekkoon ne matuwaay bokkoo yeggoon na foofu tey xëy na du ñu compter trop ci alimentaire yi parce que li nañuy comprendre ci réew mi mooy mënoo yore ab réew yore suuf ju bari ni yore. ndox bi xamante ne xëy na Sénégal bokk na ci réew xamante ne bari na ndox te nañu continuer di xiif ou bien kon ça fois dem ay période de soudure am na beneen phénomène bu am mooy problème foncier bi parce que nañu dañuy toog si ay suuf naan sama suufu maam la sama suuf papa la yow doo ko béy kenn du ko béy xiif di la rey kenn comprendre loolu. mooy boo jëlee tey jii ñun suñu ñi nga xam ne mooy suñuy dispositif textuel suuf si ko moom mooy ki koy exploité mais ñu bari nag jàpp nañ loolu teguwul fenn ñu bari jàpp nañ teguwul fenn moo tax dañuy jël suuf si toog si duñ ko exploité duñ ko jox keneen ku ko bay te loolu problème la moo tax tey ji lii lépp day wane ni bay dundee bi dafa war a jeex il faut ñu nekk société yoo xamante ni dañuy produire lu ëpp lu ñu soxla suñu baykat yi il faut ñu accompagner leen ba nga xam ne ñun bu ñuy bay du ñu bay rek ni pour suba wala gannaaw suba dañu war a bay pour ay at mën ci dundal ci ñeneen ku nekk bu jàppee ni man loolu mooy sama contribution rek
dina am maanaam ci jeexital ci askan bi bu baax tey jii boo jëlee dëkk yu bari lu tax ñu mën a exporter mooy ñoom la ñuy bay ëpp na ñoom la ñu soxla te loolu yëpp ñun dafa war a nekk ay matuwaay yi nga xam ne war nañ ko jël te crise bi aussi da koy gën a feddali moo xam Vélingara moo xam feneen la yooyu yëpp war nañ ci taxaw bu baax pour mën daal. monsieur le ministre sànq wax na ko Sénégal am na institut de recherche ISRA liggéey na ci ITA liggéey na ci lu bëri bëri bay institut de alimentaire ISRA ak xam-xam yooyu xam ak cycle court naka la ñuy defaree benn ay mbéy bu de résilience mais li si gën a ba résultat yi dafa nekk ci tiroir yi foofu dañ ko appliqué wul ci terrain bi maanaam dañoo demul jël li waa ISRA liggéey de façon générale ñu appliqué ko ci lu bëri ci réew mi bu loolu jafe-jafe la te dañu constaté Sénégal bëri na suuf bëri na ndox waaye population seen bopp yenn saa dañuy naan suuf bi sama suuf maam la sama suuf papa la mais duñ ko exploité kenn du ko exploité te xiif dana rey ñoom population bi. waaw kenn du comprendre aberration boobu. li nga wax c'est tellement vrai que bi président toogee dès le début parce que aussi il faut voir yàlla def ñu may président boo xam ne yàgg na ci biir nguur occupé na ci fonction yu bëri de telle sorte que ba mu toogee rek la xalsete xalaat affaire foncier boobu. réforme bi ba léegi kenn gisu ko de. non créé benn commission. waa rapport baa ngi ci tiroir ba. non attends. anamu. dafa laaj. am na ay mesures yu bëri yoo xam ne tey jii jël nañ ko ci même séddale patrimoine bi ak attribuer aussi au niveau même du cadastre ñi nga xam ne ñoom moom suuf si war koo exploiter jox leen ay délais yu ñu war a exploiter mais li am importance mooy la volonté bi mu am dès le début ba mun a créer benn commission boo xam ne commission boobu day régler affaire suuf foncier ça c'est une volonté te président benn laps de temps rek la fiy toog keneen ñëw continuer ko mais li am solo mooy ñun lu bëri loo xam ne def ñu ko woon wala rëccoon nañu ki nga xam ne ñëw na ne léegi de à partir d'aujourd'hui nii la ñuy defee kooku je pense que volonté boobu mu am suñ ko ci jàppalee ñii ñëwi dinañ mun a egg ëllëg fi nga xam ne foofu la ñu bëgg a toll waaw. léegi ci suuf si nag. waaw ci suuf si. ndox si. bon bari c'est-à-dire xiif bi. lenn moom laa wax au début ñun suñu potentiel de terre irrigable pas irrigué parce que. irrigable laa wax. waaw. egg na 1,6 million le fleuve Sénégal 1,6 million kilomètres carrés la ñu mun a ñun jël capacité ndox def ko mu nekk ay tool mais loolu dundal na 4 pays limitrophes Sénégal yëpp loolu rek suñ ko irrigué woon. mais aujourd'hui suñu capacité fan la nekk moins de 300 000. lu ñu tere irrigué léegi. lu ñu tere irrigué moyen c'est des moyens. nee naa la ñun réew bu ndóol lañu c'est-à-dire les Sénégalais souvent dañuy. waaw mais monsieur le ministre astur moyen ñoree bu ñu ko réorienté woon foofu. Sénégalais dañuy spéculer ci capacité loo xam ne nit ki mun na ko xam nga yow am na loo mun attan am na loo xam ne dañu wax mais Alassane da ngay toog bu si yàgg ne waa Alassane lu tax amul immeuble Alassane lu tax dawalul Mercedes et cetera mais yow xam nga sa capacité. loolu la ñu war a dugal ci bopp Sénégalais yi Sénégal c'est pas un pays riche c'est un pays très pauvre ku bokk ci 20 ak juróomi réew yi gën a ndóol bul jël sa état yaakaar ne mun na def lépp l'état ne peut pas tout faire. mais est-ce que nguur gi mu ngi comporté wu comme nguur bi nga xamante ne xëy na nguur bi nga xamante ne bu ndóol la parce que bu leen gisee ngeen daw seen 4x4 yi ngand yi gis ngeen dugg ci état yu mag yi ñun waa kaw ga dañu yaakaar na ngeen yor. moo tax réforme yooyu le président commencé à entreprendre c'est pas normal un ministre di yor 3 téléphones yoo xam ne yëpp état bi moo ko war a fay loolu amatul bi ñuy ñun soog a ñëw 70 milliards la ñu doon fay ci téléphone facture téléphone 70 milliards tey jii eggul sax ci 9 milliards. mais koppar yooyu nag ngeen économiser boo leen ko dugg la ci mbay mi inciter xale yi dem ci tool yi aménager irriguer terre yi ngeen di wax yéen li ngeen di wax daa ci jot. gis nga mesure yooyu yëpp président jël
moo tax tey jii ngay gis ñu def 2 fois plus li Abdoulaye Wade defoon ci ay école ñu tabax ko école de formation def 3 universités en chantier mesure yooyu moo ko indi def ay arena sportif def ay stade sportif est-ce que tu as. xiif bi nag bu fekkee ne loolu tabax nga ko. Ah te non. askan wi lekkul ba suur. xam nga lu am solo. xiif bi balaa ngay dugg ci arena moom sa biir fees. xam nga soo xoolee par exemple le programme semencier du président bi ñu toogee jusqu'à présent scandale yi nga daan dégg ci ay semence bi baaxul semence bi matul et cetera loolu jeex na fii parce que maîtriser nañu léegi la production en semence te sax on a fait plus que les régimes successifs qui se sont révélés au Sénégal lan la ñu def mooy léegi dañu financer des Sénégalais yuy produire semence pour des Sénégalais loolu amu fi woon te ba léegi moo tax dootuñu importer en termes de semence ci arachide ak mil ak yeneen yooyu loolu yëpp résoudre nañ ko aujourd'hui. Su anthropologie. ma rappelé maa ngi recevoir Arouna Coumba Ndoffène Diouf ministre conseiller à la présidence di recevoir aussi monsieur docteur Malick Sy Camara li mu wax niin ci mbirum ndóol mi population bi seen bopp amuñu perception boobu ndax seen njiit bu ñu gisee nu ñuy comporté wu ak koppar réew mi ak seen niveau de vie boo leen bëggee gëmloo ko dañoo ndóol noonu du ko gëm est-ce que problème bi de problème priorité moo am parce que bu fekkee ne tabax nañu école tabax ay stade arena fekk ci arrière pays bi nañu chaque fois vue de sourire la ñuy wut y a un problème d'orientation. c'est vrai am na jéego yu ñuy def mais niveau de priorisation bi des na tey jii damay joxe benn exemple rek ci domaine bi ma nekk mooy boo jëlee université on a élargi la carte universitaire. mais ci élargissement boobu am na université yoo xamante ni tey jii bañ dalee tabax ba léegi mu mat fukki at mënaguñoo pare fa ñu nekk dañ koy louer et pourtant diggante bi am na yeneen yu ñu fi tabax yoo xam ni gaawaay bi matul sax at mu pare. ci xaalis bi nga xam ne moo ëpp coût université yi bien que yokk nañu université yi mais dañuy gis ni doxalin bi dafa xaw a yéex ci jëmmal université yooyu ba ñu nekk ay véritable université boo jëlee Sine Saloum tey jii dañu squatter. boo jëlee université Thiès bay ji dañu squatter boo jëlee université Amadou Mahtar boobu ba léegi tey jii mënuñu koo jëmmal fa mu nekk dañ koy louer tabax ba léegi pareegul jam ñaaju te yooyu yëpp jàpp naa ni war nañ ko mën a baral xam impact bu mu mën a am suñu wàllu économie impact bu mu war a mën a am aussi suñu wàllu système de santé. parce que yooyu yëpp xam-xam moo koy jëmmal moo koy mën a fësal parce que nit amul lenn lu ko yàlla terale lu ëpp xam-xam lu ëpp xel moomu war na ko mën a may tey jii bu ñuy wax résignation warul am. ñun ñëpp dañu war a jàpp ni lii mën nañ ci génn jamono wala ba nga xamee ni yàlla sédd nañu xel may si ñun ñenn ñi ñu am xam-xam war nañu jàpp ni tey jii situation bi war nañ ci mën a génn ci niñ ci mën a génnee nag mooy ñu xam maanaam ñun fu ñu toll ci mbir mi ak yan jéego la ñu war a seqi pour yegg fa ñu bëgg a yegg te loolu nag mënuñu ko def sans xam-xam mënuñu ko def aussi sans ay population yu engagé wu ànd ak mi nga xamante ni un peu sur le plan politique cap bi nga xam ni fa lañ bëgg a jëm wax nañu tey ji 2035 mais président du fi nekk mais ñu xam ni les hommes partent mais les institutions demeurent te ñun sénégalais yi dañu war a jàpp ni aussi waruñu mujjee puso bi mu réer ku nekk war na ko jàpp xam ne ñun suñuy sët suñuy doom war nañu am dundin bi nga xam ne moo gën bi ñu nekk waruñu jàpp ni rek dañu pauvre pauvreté warul nekk fatalité. état d'esprit la. warul nekk fatalité ñun ñëpp dañu war a xam ni tey jii lii mën nañ ci génn bu ñu defee lu ñu war a def. li Marx doon wax l'humanité ne se pose jamais que des questions qu'elle peut résoudre parce que question boo posé rek war nga am solution pour wutal ko ay réponses yu leer. te loolu jàpp naa ni ñun am nañ ko. waaw monsieur am na kenn ku ñu xaw a rectifié nee na sànq da nga ne 1,6 kilomètres carrés mu ne c'est 8 fois la superficie du Sénégal ci terre arabe mu ne mu terre arabe xëy na amul Sénégal dañ ko mën a xëy na rectifier par rapport à cela. mètre carré. waaw kilomètre carré.
mètre carré. mètre carré nga wax bokkul kilomètre carré. waaw xëy na loolu moo taxoon mu. il a entendu kilomètre carré ci mètre carré. superficie bi c'est moins de 200 000. mais de 200 000 Sénégal superficie. léegi monsieur le ministre yan conseil parce que dañu fin émission bi dañu war a joxaat encore askan wi ñu xam ne mbas bi lu am la. nu muy reyee daa bëri parce que docteurs yi bëri ñu ngi gestu yi bëri nañ ci mbas mi ñi nañu day joxe problème pulmonaire ñi neen day attaqué cœur bi ñi neen si intestin yi te nu muy reyee bëri na waaye ba léegi encore dafa am ñu xamante ne xëy na comme ni ñu ko waxee sànq bëgg nañ sax gëm mbas mi waaye jafe-jafe pour ñoom lu ñu dundee moo tax dañ koy affronter lan la ñu mën a gérer équilibre boobu toog sa kër bañ a lekk génn am possibilité tase ak mbas mi. ñaar benn bi mooy volonté bi chef de l'État def ba mun a génne ay koppar yu takku mun ko tasaare ci réew loolu déjà c'est à saluer munoon na ko ci bañ a fekk. wala mu def loo xam ne xëy na du mat waaye 1 million de familles. nga mun leen jël ku ci nekk nga am au moins loo ko dimbali lu mu tuuti loolu déjà c'est une volonté deuxièmement aussi comme je le dis tout le temps l'État ne peut pas tout faire ñun en tant que Sénégalais ku ci nekk fa nga dëkk la nga am as néew nga xaltet ko mun a xool ne fii moment yii ñu toll am na ñoo xam ne toog nañu la ñu doon am duñ ko am dépense ba ñu daan xëy dem Colobane ñefe fa ñëw indi ko seen kër dootuñu ko am la ñu daan dem ci industrie di ci liggéey tëj nañu et cetera ku ci nekk ci ñun nga delloo ci sa xel ne c'est le moment li ñuy wax saraxe li ñuy wax solidarité li ñuy wax def ngir yàlla. ci organiser wu commencer dimbali sama. mais aussi ñu bari dañu yaakaar lu bu waree am dafa war a am dans la discrétion ci sutura ndax kii boo ko bëggee dimbali da nga suturaal mais réew mi dañoo gis que bu ñu bëggee dimbali nit ñi leen di filmer leen di wane ci télévision bi xam nga loolu yëpp aussi day indi jiixi jaaxa ci bopp parce que suñu société dañ ko xamee woon sutura daf ci ba am solo. daf ci am solo trop am na samay jaajëfal sama benn naataango sama benn collègue bi ci bi di Tidiane Ndoye di ci chef de département temps yële bind na ci. fi li muy tuddee benn kii am billet corona. waaw nee na ndimbal bi exposé. nee na ndimbal bi niñ koy defee baax na trop waaye il faut ñu éviter exposer nit ñi parce que nit ñi aussi dañu am seen dignité tey jii am na ñoo xam ne daanaka sax islam buy wax ci dimbali danaan boo leen di dimbali xool la ñi nga xam ne ñàkk nañ te mënuñu dem tàllal loxo cela veut dire que ñooñu bëgg nañ ko leen suturaal ñàkk nañu mais. bëgg nañu ko leen suturaal bëgg nañ ku leen di dimbali kenn bañ leen a gis dañuy wax ni suñu maam yi si jamono ñu njëkkee bu ñu daan dimbali nit dañ daan bàyyi ba guddi ñu jël lekkat def ko ci. bu jëlee lekkat yoor ko ndànk ci biir kër gi boo xëyee suba rek gis ko nga xam ne man am na ko ma dimbali kon yooyu dañ ko war a def ci sutura baax na trop mais am na beneen dimension boo xam ni baax na trop pour nit ñi xam. mën nañu fësal ni dinañ dimbali nit ñi ñëpp xam ni état bi mi ngi ciy def ay jéego loolu tamit day rassurer les populations waaye nit ñi seulement buñ leen di dimbali nañu bañ ñuy dajaloo nañu bañ ñu xam ne ñi ñoo nekk ci ndóol ñii la ñu dimbali woon pour ñu mën a au moins aar suñuy askan parce que dafa bokk ci nit ki aussi li muy mën a nawee boppam parce que l'estime de soi dafa am solo. te pour nga mën ko am il faut aussi yow nga jàpp ni man mi tey jii liñ ma dimbalee am na ñu bari duñ ma xoolee. bët boobu parce que dañuy wax en sociologie dans les interactions da ngay booy jëf ak nit ki même bu fekkee ni sax waroo ngeen ci ay xalaat da ngay def tout boobu mu perdre la face. il faut éviter que les Sénégalais perdent la face dans cette pandémie. loolu bu ñu ko defee rek day am feneen fu ñuy jëmale loolu war nañ ci bàyyi xel mu nekk ci sutura. jërëjëf app bu ñu mayoon egg na. ñu rappeler rek comme ni ko précision yi bari am il y a 3 800 000 hectares cultivables au Sénégal dont 2 500 000 cultivés chaque année c'est le chiffre officiel de l'État et dans la vallée 240 000 hectares rizicultivables dont moins de 100 000 aménagés donc 240 000 dont moins de 100 000 aménagés waa SAED
war nañu gën a bëral maanaam baral affaire yi nguur gi war na mun a baral affaire yi xam ne sécurité alimentaire c'est une question de souveraineté nationale képp ku mën a dugal loxoom pour réew mi béy lu mu dundee loolu seen œuvre patriotique hautement patriotique nguur gi war naa mën a dugal loxoom ci loolu parce que lii feebar yi mel ni di am ci àdduna tiital la ñu bëri parce que mbas bi kenn xamul fan lay arrêté bu ñu génnee ci lii laata tax ñu génn ci lii xalaat yi war na mun a commencé aménagement yi commencé ñu wut alal dugal foofu pour nañuy béy parce que boo nekkee ci réew mënoo dundal sa bopp ci sa mbéy réew loolu gàcce la ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax nit ñi encore affaire barrières yi dañ ko continuer def ñu moytu xam feebar bi am na docteur yi ñuy digle ñu def ko ci ñetti fan ñetti nit perte nañu seen i bàkkan Sénégal ñu ngi toll ci juróom benn nit bi feebar bi xamante ne mbas bi yóbbu na ko kon mbas bi du caaxaan du foo du ree xale yi nañu toog ci kër yi mag yi nañu takk seen i masque parce que loolu du ko digle mu nga ci dem man maa ngi takk suñu masque waaw ñu ngi takk suñu masque te man li ma bëgg a wax nañu yërëm suñu docteurs yi ñuy faj muy docteurs yi infirmiers yi brancardiers yi ambulanciers yi jamono ji sonn nañu ay fan a ngi nii nelawuñu nañ am yërmande si ñoom pour ñu am yërmande si ñoom il faut ñu mën a respecter digle ñuy digle sonn nañ buñ demee ba mënatul baaxul ci kenn baaxul ci système de santé bi te du corona rek moo fi nekk comme feebar am na yeneen feebar mbas mi war na fi gaaw jóge ndax ñu mën a taxawu suñu askan ñëpp ñu ngi jaajëfal ñëpp di jéggalu ci kàddu gi bu fekkee am na lu jub si yàlla lu jóge bu fekkee am na lu dëng si man mi la jóge waaw jërëjëf di ñaanal rek feebar bi teel fee jóge ba Sénégal delluwaat àdduna bi yëpp delluwaat ni mu mel ñu ngi ñaanal ñëpp ñi feebar yàlla na leen yàlla yëkkati ñi nga xam ne feebaruñu yàlla nañ koy dégg rek te buñ ko jot. jërëjëf jël leen seeni masque bii dafay aar ñu bëri boo di génn seen kër ngeen takk seeni masque parce que ngeen bañ a contaminer nit ñi bañ a di leen contaminer parce que feebar communautaire la cas communautaire yi bëri nañu te mu nga am feebar te doo xam waaye boo jëlee matuwaay yi da nga aar sa bopp aar sa askan aar nit ñi maa ngi gërëm équipe technique bi ma accompagné woon suba ba léegi ci waxtaan bi di gërëm auditeurs yi ak téléspectateurs yi di ñaan yàlla def jàmm ak salaam ci réew mi di ñaan encore askan wi nañu bàyyi xel ci li docteur yi wax raxas loxo yi barrière sociale bi takk masque yi toog fu ñu war a toog toog fa yàlla ñu defal jàmm jënd ak jàmm.